ok asalaamaaleykum les auditeurs de la 99.0 Walfadjri FM mu nekk seen quartier mais dernier numéro de Black Label sur rubrique Mots et Mots di jaajëfal équipe bi fi nekkoon si fajar ba tey doo leen accompagner les techniciens les journalistes les animateurs mais ñu aussi tamit waa service commercial di jaajëfal panel yi ni accompagner si liggéey bi les fans club de Walfadjri aussi ak aussi ñuy suivre si digital bi si classique bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu jaajëfal aussi monsieur Hamza tey mi ngi fi aussi le grand Djibi Ndir Mohamed Haliba toute l'équipe qui est derrière ñu ngi leen di béggee tey aussi nun koy defee mu nekk tey deuxième et dernière partie bi nga xamante ni aussi sama professeur yi laay dalal fii sama professeur yu góor yi ak yi jigéen ñi ñooy su ma leen gisee ndeysaan man damay kontaan quoi di jaajëfal ñu ngi nii si studio bi ñu nag ñoom ñoo nar a toog ba 16 heures on va beaucoup échanger beaucoup commenter on va déclamer di leen jaajëfal bu baax a baax ok sans tarder dama leen di ubbil micro bi en face de mes professeurs waa Grand Prix Sidi Lamine Niass su ma neexee aussi tey ma ne waa académie bi ni la des choses premières choses di xaar ma def ne yëkkati sama micro sama imam nag laa njëkk a nuyu asalaamaaleykum wa rahmatulah yaay imam Samil maa lay siyaare bu baax a baax Dof Diop naka yi tey ñii sant sëñ bi bu baax a baax mbaa lépp tawfeex waaw mi ngi taw fee naka saa ko ñoo ngi siyaare ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi nekk di ñu topp ci Walfadjri di leen siyaare bu baax a baax di leen jox it seen wàccuwaay ak seen yéeguwaay di siyaare ñi nga xam ne ñoom laa jot a bokkat plateau bi tey muy sama xarit El Samba sama jigéen la plume sévère ak ki nga xam ne ndeysaan elle nous vient donc depuis Ziguinchor di ko bëgg waat donc bu baax a baax la Slamas Tidiane di ko siyaare waat isam ci weeru gàmmu bi nga xam ne moom la ñu nekk tey macha allah di leen wax ne waa gis nga ko bismillah nañ ko daal di defee comme ni mu ko war a nekkee rek noonu lay defee bu soobee sa borom aca jaajëf soxor kalima plume sévère maa ngi lay nuyu Dof maa ngi lay fay. naka taw fee yi ça va alhamdulilah. dama lay bàyyi nga nuyu toog sénégalais yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu tamit ñi ma bokk ak plateau bi tey ndaanaan yi voilà di wax daal émission baa ngi noonu. mais indaale man daal maa ngi leen di suivre man ndaanaan yi. jëlee woo dara mbuur indaaleel ñu ko ay jën wala quelque chose comme ça wala suufu tefes geeg yooyu dara am na lu mu àndaale nag loo xam ne ni man dong maa ci jot a ñam. non mais Samy tamit nekkal démocrate ko aussi Samy. non la démocratie fii dictature la ñu woote woon démb de. en plus waaw wax nga de kon Dof dictature Dof yaa ko woote woon démb. waa léegi man maa waxoon waxeet ko léegi. kon ñu tam ñoo defoon defet mais El Samba. waaye Grand Dof. El Samba maanaam mbaxana mi moo may rey quoi. waa gis nga de mbaxana bi mi ngi noonu quoi. naka taw fee yi. waaw ñu ngi sant yàlla ba alhamdulilah. dañ lay bàyyi nga nuyu toog sénégalais yi. waaw kon asalaamaaleykum balaa ñuy di njëkk nuyu sunu grand Dof Diop ak sunu grand Hamza bi nekk ci ginnaaw. ñoom ñu na xam opportunité bi ñoo nu ko ubbil. dégg la muy victoire bu rëy ci monde slam bi. waaye sunu paree tamit di nuyu sunu doyen sunu professeurs yi nu toogal seen côté. ñun ay apprenti slameur lañu. xam naa après rek ñu ñëw nekk seen taal bi tarbiyal leen ñoom ñu jàngal ñu mbir mi. waaw ku mel ni Mr Alsamil. sama doyen ñu ngi koy bégal lu bëri waaye sama jawriñ. dégg la la Salamas Tidiane it ñu ngi koy ziar bu baax di ko màggal xam naa après dañuy ñëw rek mu yóbbu ñu ba Fass ñu ziar Cheikh Ahmad Tidiane. macha allah radiyallahu anhu. waaw di ziar tamit la plume sévère moom it. waaw la plume sévère ma ne une sévérité d'une douceur quoi une douceur qui est sévère. waaye loolu di leen bëggee ñoom ñëpp di bëggee waa Sénégal képp ku ñuy déglu rek auditeur ak auditrice ñu ngi leen di ziare di leen màggal. macha allah di leen wax di leen jox seen wàccuwaay ci weeru gàmm gi nu jëm. ñu àggale ak jàmm lépp lu ci yiw rek. mu tasaaroo ci àddina bi tasaaroo ci monde bi di ubbeeku ci biir ak ci biti ci mboolem xéewalu zahir ak baatin. macha allah daa ngeen jëfati. loolu am na solo monsieur Samba et Leila maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay delloo ziar. naka taw fee. ça va alhamdulilah. da lay bàyyi nga nuyu teg sénégalais yi. d'accord salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ku nekk di jox leen seen wàccuwaay. di nuyu sama yaay ak sama papa de passage. di nuyu ñu ma bokkal plateau. d'accord. Alsamil. la plume sévère et El Samba. El Samba. di la nuyu
Grand Dof Diop. macha Et allah tonton Hamza. ak tonton Hamza mais yow looy indaale Casamance xanaa indaale nga dara Ah waaw. eto ja nga indaale wala ay ndiir wala dal Para diwtiir. ak diwtiir non diwtiir moom na fexe ba mu jegee sunu seenu samedi bi diwtiir bi daal na yem fii si studio mais pas seenu samedi bi quoi Inch'Allah. macha allah mais Samir qu'est-ce que tu fais dans la vie yow lan ngay def si live bi comme profession. Ben, comme profession, je dirais que je suis étudiant oui en licence 1 au département psychologie à l'université Cheikh Anta Diop de Psychologie? Dakar. Psychologie, waaw. ah bon Ah ouais, je suis apprenti psychologue. si boobu dis na de Non, diisul sax daa woyof. mais nag kon man après confession foog nga assister ma Ah, yàlla baax na. parce que dama am ay trouble quoi. yàlla baax na bu ci kanamee tuuti daal ñu daal di koy waxtaanee rek. mais loolu en général tey boo may assister xanaa da nga jël ay tournevis yooyu ubbi sama cerveau bi di déviser. jaru ko. Ah, jaru ko. li waaju di wax. waaw nit ki moom daanaka li ko mën a defal mooy garabu nitam. waaw waaw kon boobaa maam ñun dañuy jéem a doon ay garab. waaw yéen ngeen ñu jéem a doon ay nit ba noppi. waaw ndax nit ki balaa nga kaa dimbali. waaw day fekk nga mën a xam lan mooy tawatam ba noppi. ça c'est vrai. waaw te ñun daanaka à l'université Cheikh Anta Diop. on est en licence 1. oui amaguñu benn xam-xam nag ci lu jëm ci loolu. d'accord waaye bëgg nañu ëllëg. oui mu doon lenn li nga xam dinañu mën a jëriñ ba ñu mën cee jëriñ suñu bopp jëriñ ci itam ku lu xam ki nga xam ne daanaka yite woon na suñu ndëmbal daal. macha allah waaw macha allah loolu am na solo on est étudiant en licence 1 au département psychologie. loolu am na solo moom mën nañoo ne mooy tontu bi nga xam ne mooy tontu suñu profession daal. dëgg la loolu am na solo xam naa daal après di ngeen assister parce que Sénégal ñun 18 millions lan xam naa 17 millions 900 yi di ngeen assister incha allah ñu comme pas ay trouble quoi. yàlla baax na ndax coono yee bëri. dëgg la coono àdduna bëri. dëgg la sévère looy def yow dans la vie lim sévère Man je suis poétesse, poétesse slameuse, Slameuse. débutante en voix off, mais Oui. également scénariste. ah Ouais, macha allah débutante en voix off ouais, débutante en voix off. d'accord loolu mooy sa profession. Bon, ouais, c'est vrai que art oratoire bi moom bëgg naa ko mais franchement cinématographie laa bëgg mu nekk sama profession. d'accord mais pour l'instant kon yow mën nga ne sa liggéey yëpp mën nga ko defee à la maison Ouais. ah loolu c'est bien. toog muy dox bi lay yor. toog muy dox bi la xëcc. Toog muy dox. mais scénariste comment. damay bind ay long métrage Oui. mais également ay scénario de façon complète. macha allah kon yow après dinaa la jege D'accord. ku nekk si yéen dama ko bëgg exploiter si domaine am quoi. El Samba. waaw grand El Samba yow am na su ma ko laajee si wolof tantam yaakaar ne saaga la. saa neex mu sonoo si benn théâtre mu ne ko lan nga toj sa xarandende gi quoi. noo ko waxee baax na. qu'est-ce que tu fais. waaw ah mën nañu wax li ñuy def de moom. waaw bëri na mais suñ ko doon tënk ci benn kàddu dañ naan jàng la ñuy def rek. jàng. waaw jàng Macha Allah. parce que lu nu mën def maanaam même bu fekkee dañuy joxe ay cours à domicile di jàng. Oui. di jàngale. waaw maanaam en vérité dañ naan nekkuñu di leen jàngal waaye dana nekk di leen jànge d'accord. maanaam ci jokkante bi ñuy jokkanteek ñoom ñun ñoo ciy jànge oui bu dee salaam bi la dañ ciy jàng bu dee concours bi dañ ciy jàngee. waaw kon daal mën nañu wax sunu dund yëpp dañ koy tënk ci jàng ba xëy dee. parce Macha que Allah. loo xam-xam rek yëg ni li nga réeree ëpp li nga xam. dëgg la kon mën nañu wax ni loolu la ñuy def sunu dund. léegi kon boo soxlaa xaalis soo koy jëlee. waaw bu ñu soxlaa xaalis waaw mooy li ma wax maanaam déjà étudiant lañu ñoo ngi université Cheikh Anta Diop Anta Diop. département de philosophie yii. aussi ñoo ngi joxe ay cours à domicile ak yeneen cours yu ñuy joxe yoo D'accord. xamante ni mën na nekk source de revenu ci ñun. macha allah. ku si bu dee sa département xam nga tey mun naa use tey Samil parce que am na ay trouble mën naa use sévère parce que aussi si monde scénario bi sonaa sa affaire mais si monde philosophie man naka laa la use yow. ci monde philosophie bi naka nga may user. waaw tey ban soxla nga ma si mën a fàttal. comme ban. tey ban soxla laa mën a am si monde philosophie ba ñëw si yow. parce que Samil xam naa mën na ma faj. waaw waaw. plume sévère mën na ma bindal scénario mais yow si monde philosophie ban assistance nga ma mën a defal. waaw waaw ci monde philosophie bi lan laa la mën a apporter. waaw est-ce que doo ma yokk ay trouble. ah non mën naa la bañ yokk ay trouble sax. d'accord. parce que li tax mën naa la bañ yokk ay trouble. Oui. mooy li ñuy wax philosophie ñu ni questionnement la. d'accord. maanaam xam nga tey philosophie kàddu la rek. Waaw. mais man je me dis que xam naa léegi sax ba quitté département philosophie. pour D'accord. être un véritablement philosophe. parce que benn philosophe da doon wax mu ni on ne peut apprendre la philosophie on peut qu'apprendre à philosopher. macha allah mais macha allah. slameur képp kuy slameur maanaam tu apprends à philosopher. Ça, c'est vrai. mais daa gis ku nekk département philosophie te fekk en vérité du philosophe. Dëgg parce la. que ci département on nous apprend l'histoire de la philosophie. Oui. et non la philosophie moo tax day gis koo xam professeur la. mais nekkul philosophe parce que mi ngi lay jàngal nii leen di sangoo te moom setagul moo tax dama leen di classé moo tax ma ni ci kanam tuuti dootuma nekkati philosophe. Dëgg la. damay nekk anti philosophe ñëw jël le contrepartie des philosophes. loolu am na solo yàlla ko borom bi mottali. amiin yaa rabbi.
Leila yow moom tu es élève. Oui. Ban niveau. Première. Oui. kon déwén c'est fac ou Fann. Casamance am na Fann hôpital Fann. Casamance si. ah bon kon fac ou hôpitalu Fannu Casamance macha allah yow littéraire nga wala scientifique. J'étais scientifique mais année prochaine damay virer. déet mais Samil kii li mu def de erreur. en tant que psychologue. mais nag dinaa la wax leen. waaw. xam nga man mi j'étais littéraire. ah bon. mais bi ma xasee ba dem université dañ ma sànni ci domaine bi nga xam ne c'est typique scientifique. ah bon. mooy psychologie c'est typique scientifique. da nga fa ne par erreur ou bien yaa ko sollicité woon. non man maa ko sollicité. ah d'accord mais nag je la conseille une chose. oui. te nga topp science bi moo gën. ah vraiment littérature dara la de. Samil kii Leila da nga bëgg a changer. Hein? da nga bëgg a changer. man c'est juste que dafa xaw a tàng rek. non mais baat bu tàngee nga daw waaye Leila. là on peut dire que c'est une paresse intellectuelle. paresse intellectuelle ah oui. ah mais comment sax maanaam benn scientifique di mën a évoluer ci monde islam. on essaie juste rek. on essaie juste. waaw. ah mais nar a changer xam nga bu doon da nga changer en classe de première maanaam bekkul ubbee nga def terminale ou bien si nga def première. si laa def première incha allah. non kon mën na changer tamit c'est pas grave. waaw non bu nekkee noonu la demee moom mën naa dem. non kon mën nga def pour man da ngay dem terminale. non. ok bu c'est nekkee bien terminale moom mënoon naa bàyyi ba def S ba pare soog a xool après leneen lu mën a def daal. ça c'est vrai ça c'est vrai mais day man vraiment bon su ma semaine mu continuer mais comme que nag li Samil ne paresse intellectuelle on n'y peut rien. parce que aussi monde scientifique bi ñoo daa ko fay xaalis. waaw loolu dëgg la. waaw moom moo rentabilité te loolu benn côté la tamit daf job. waaw gis nga ah bon. ah ouais benn côté la. maanaam nekkul cas général quoi. non du général. non scientifique. oui. moom boo poussé paasoo rek laa lay wax nii on te boule d'or. macha allah léegi nag xam naa Samil gisa sama fond bii ngay dégg nii. moom laa lay yégalal. comme ça Samil mu ubbi jàngi. après nous tous on va commenter. ma ne ko loolu baax na waaye xam naa ndeysaan gars yi ñuy seetaan rek laa xam ne danañ naan waa Baye Fall bi moom lu muy def nii. waaye yàlla baax na. nan ko jéem rek incha allah. acca kon suñu imam mooy jéem ñu déglu gars yi. mun naa wàññi volume bi ou bien. teg ma ko yokkal. ma yokk ko. yokkal ma ko tuuti waay. baax na. ma ne ko DJ yokkal. baax na ok c'est bien. benn bés la woon ma foogoon ni lépp dana leer. benn bés la woon ma foogoon ni daawutoon woon gij lépp lu xeetoog guerre. benn bés la woon ma fàtte woon ni maag yow duñu dund ba géej gi fer. Laissez-moi vous dire que c'était un jour. C'était un jour comme les autres jours et je savais pas qu'on partagera pas nos vies pour toujours. Et pourtant, il m'avait suffi d'un regard pour que mon cœur bat comme un tambour et Cupidon lance fléchette pour un coup de foudre. Mon cœur brisé, mon âme désirée, déchirée, déchiquetée, tu as osé recoudre et ma pensée pleine d'énigmes, tu as su tout résoudre. Mais que te dire? Que te dire de ce catimini qui me plonge dans cette agonie? Te dire au revoir était juste ma seule phobie. Et maintenant qu'elle s'éteigne la flamme de ma bougie, sur mon lit de mort, je me dis de t'écrire ces quelques mots de slam poésie. Pour te dire, te brise pas le cœur et laisse pas ton cœur en hémorragie. Et foi en Dieu, c'est juste la mort qui agit. Ainsi tourne la bille comme le monde, ainsi va la vie et ses ondes. Du sourire de la vie, de la mort à la tombe, du paradis je reviendrai sous la forme d'une colombe. Mais que te dire? Comment te le dire? Et comment sera l'avenir? Et dis-moi qui pour le prédire? Voilà, je te jure que je l'avais pas vu venir. Et maintenant, dites-moi pourquoi autant souffrir pour agonir? Vous savez, parfois la vie c'est l'envie de vivre ivre, libre, sans grosse caisse ni calibre. Mais par pur hasard, tout devient bizarre, de connard à bâtard ou celle d'un trouillard. Ta vie te mène comme un voyageur dans un car. D'une tasse de tequila ou celle d'un vodka, à la tarte d'un joint de marijuana. Les souvenirs s'effacent, on s'évade et c'est le voyage dans le mandala. Adam, notre père avait goûté à la pomme verte et nous ses fils, on déguste la manzana. Ainsi la vie nous impose le combat et nous dit, battez-vous là. Mais comment te le dire? Et comment sera l'avenir? Et dis-moi qui pour le prédire? Voilà, je te jure que je l'avais pas vu venir. Et maintenant, toc toc, que la mort frappe à la porte. Ton amour me tient à main forte, mais sous le vent de mon slam, mon âme s'emporte. Et pourtant c'était de l'or, car c'est de l'art. Des moments de folie, une symphonie rare. J'en vis même dans mes rêves quand je dors, mais je sais pas que te dire de mon sort. Et dis-moi, seras-tu de même accord?
Que te dire de ce catimini qui me plonge dans cette agonie? Te dire au revoir était juste ma seule phobie. Et maintenant qu'elle s'éteigne la flamme de ma bougie, sur mon lit de mort, je me dis de vous écrire ces quelques mots de slam poésie pour vous dire assalamu aleyka. aleykum salaam wa rahmatulah. macha allah macha allah. et sévère dégg nga texte bi. ci texte bi ça m'a emporté dans un autre monde inimaginable maa ngi koy dund bu baax. inimaginable. C'est pourtant c'est imaginable. non maa ngi koy dund. Macha Allah. ah bon. oui texte bi macha allah c'est. ok ban commentaire nga si mën a def. En tout cas les mots sont profonds. oui. Ça touche le fond, ça touche le cœur. d'accord. Macha allah. gis nga sa bopp quoi. Ouf. monsieur Samba. waaw texte bi moom xam naa waa ji dafa ñu bëggoon yóbbu tuuti ci mondam le monde de la psychologie. oui. xaw a jaxate suñu xel yi tuuti quoi. d'accord. waaw mais macha allah maanaam day dellu rek ñun buñ ko jëlee mondam dugalaat ko sunu monde. day dellu ci li ku mel ni Kant doon wax naan l'homme ne peut pas s'intéresser des questions d'ordre métaphysique. oui. maanaam question ordre métaphysique yooyu mooy lan. waaw. mooy nit ku nekk mi ngi laaj man fan laa jóge oui. lan moo ma indi ci kaw suuf. dëgg la. ak su ma jógee fii fan laa jëm. waaw mu mel na boo xoolee ba ci biir questionnement boobu lay laaj. d'accord. questionnement boobu lay laal. macha allah kon mi ngi noonu ñu ngi koy yëg te mi ngi ñuy yóbbu foofu daal. loolu am na solo. Leila dégg nga texte bi. oui dégg naa ko. ban gis-gis nga si am. ah macha allah daal. macha allah allahumma barik quoi. macha allah. yàlla trop. moom daa yaru. dafa yaru ndeysaan dafa yaru. c'est parce que si xam naa li mu war a changer de SAL loolu lay xalaat quoi. c'est bien. Samy li tey boo ko doon tuddee titre bi lan la le titre de ce texte là. Le titre s'appelle Plume Fanée. Plume Fanée. Pourquoi Plume Fanée mooy que ni benn xalima la goo xam ne dafa xamatul fu mu jëm. oui. jékki-jékki perte repère. ndax xam nga tey li ëpp solo ci àdduna lenn la mooy bëgg. dëgg la. te kenn rek la ñu war a bëgg mooy suñu borom yàlla. macha allah. waaye boo demee maam di ko wër di ko laaj. di ko laajte. munoo fexe ba xam ko munoo fexe ba gis ko munoo fexe maanaam ba bëgg ko. day metti. dëgg la. ba tax nag da nga yow du sa jëmm sax mooy toog di laaj waaye sa ruu mooy toog di ko laajte. ndeysaan. te man nag sama ruu daa toogoon di ko laajte. macha allah. di maanaam laaj li may moom suñu xaatim borom di ko xaatim nii yëpp. waaw. tem ma xaatim ko maanaam laajte ko moom mooy kan. dëgg la. ba taxoon ma naan ko comment te le dire et comment sera l'avenir et dis-moi qui pour le prédire. Voilà, je te jure que je l'avais pas vu venir. Ma ne ko parfois la vie c'est l'envie de vivre ivre libre sans grosse caisse ni calibre. ça c'est vrai. Mais par pur hasard tout devient bizarre de connard à bâtard ou celle d'un trouillard. La vie te mène comme un voyageur dans un car. macha allah. maanaam ruugu fannaaw la yoo xam ne dafa am lu mu namm. waaw ba tax nag maanaam mu jël xalimaam di ko bindee waaye xalima gi mujj a damm. mu tuddee ko maanaam plume gu fane maanaam xalima gu réer. xalima gu damm. waaw ndeysaan. loolu gis na mais am nga yaakaar un jour am réponse li ngay laaj. am naa ci réponse alhamdulilah rabbil alamin macha allah. mënoo ñu si mosal si réponse yi. ah. doo ñu mosal si réponse yi nga si am. loolu nan bàyyi ba. Samir Yow xiyam ci ngoon de. gars yi est-ce que Samir na partage pas. non jot bien na sûr. sërite sévère partagé wul. lii am na say réponse nangu koo partagé. non plume sévère moom xam na daa safoon kaani moo tax mënu ko partage. c'est bien loolu ko am na solo. loolu am na solo plume sévère. naam. on va voir plume Mbour parce que xam naa yéen dëkk bi ngeen dëkk tàng na y a tellement de mouches là-bas. xam naa loolu yoon empêché ngeen def bind boo xamante ni ñun di ngeen ñu emporter. la oui. ñu déglu la. Ouais. On va écouter scénariste bi. On vient. bàyyi leen ma andi leen un peu d'amour. Et. Le plus beau jour. C'est Ok. enfin arrivé le jour qu'on attendait. Habillement blanc voile sur la tête, quelle joie. Ouais, aujourd'hui c'est la fête. C'est beau cette sensation forte, le bonheur qui nous hante. Quelle beauté divine. Bye bye ma jolie demoiselle. Il m'a déclaré sa flamme et a fait de moi madame. Je me soumettrai à tes orteils pour te vénérer à jamais. Nommé roi de mon royaume alors. Aujourd'hui je joins mes mains. S'il le faut je serai même ton esclave ndax yaa ma tànn ci seen biir sagal ma sigil ma. sang bi sëy si wu ma dama sëy si fas yéene doon soxna romb jabar. Ah l'amour, ah l'amour. Doux lien qui unit nos cœurs envoie des éclats de bonheur en douce lueur. Lorsque nos regards se croisent, une étincelle naît et nos âmes ensorcelées s'envolent à jamais.
Un brasier se consume au fond de nos poitrines, brûlant d'une flamme éternelle, puissante et divine. L'amour est une symphonie, une mélodie qui berce nos pensées, nos rêves infinis. Chaque battement de cœur est une note d'espoir, un chant d'amour qui se propage et se laisse voir. Dans ce poème, je me perds dans les méandres, des souvenirs tendres, des moments faits d'Alexandre. Je te déclare ma flamme en ces 1000 mots, comme une pluie d'étoiles tombant sur ta peau. Tes yeux, deux émeraudes qui m'envoûtent, illuminent ma vie qui autrement serait si douce. Ton sourire comme un rayon de lune réchauffe mon âme et apaise mon sommeil. Chaque geste de tendresse est un rayon de lune qui éclaire le chemin, devient ma fortune. Dans tes bras, je me sens libre et protégée. Je trouve en toi la force, l'énergie d'infinies années. L'amour est un voyage, une aventure sans fin, où chaque étape révèle un nouveau matin. Noirs sont les obstacles, mais ensemble nous les affronterons, armés d'un amour indestructible et d'une passion sans fond. Dans ces 1000 mots, je te fais la promesse d'être là, chaque jour, dans les moments de détresse, de partager les rires, les pleurs et les joies, de t'aimer pour toujours, envers et contre tout droit. L'amour ne connaît pas de frontières ni de limites, il transcende les barrières, alimente nos vies. Dans ces 1000 mots, je te chante ma gratitude pour chaque instant à tes côtés, chaque beat de lassitude. Je veux te serrer dans mes bras pour l'éternité et sentir ton cœur battre au même rythme que le mien. Te serrer fort dans mes bras pour l'éternité et sentir ton cœur battre au même rythme que le mien. Partager avec toi chaque instant de cette réalité et te prouver que je t'aime sans fin. Salam. Salam. Ah. El Samba. El Samba. waaw. Plume sévère mu ngi yóbboon biir Inde ah. waaw plume sévère tey moom dañ koy soppi def ko inspiration sévère rek. Sévère ah ba tey ñu ngi woon biir Inde ah. waaw tey kay mi ngi ñuy yóbbu Inde li gars yi di wax mbëggeelu Inde daal. Ça c'est vrai ban commentaire nga si am noyal xol yi. ban commentaire nga am si texte bi El Samba. texte biñ ci commentaire biñ ci am de. mooy maanaam dafa indi thème boo xamante ni. mën nañu wax ni day résumé àddina. waaw dafa mel ne ku indi genre continuité. ndax je dis que l'amour c'est le principe et la finalité de toute chose. waaw tey sànq Samil mi ngi doon wax di waxtaan ci yàlla. maanaam tey nit bu bëggul yàlla mënu ko lijjanti xelam mënu ciy nekk mënul di xool lan laa war a def ba jege ko. wala lan laa war a def ba am ak man ak moom intimité. Ça c'est vrai. mais loolu ni mu doxee noonu ci amour boobu noonu lay doxee diggante yaay ak papa. relation amour doxal na fa. diggante jëkkër ak jabar bu fa amour doxul relation boobu yàgg-yàgg dañuy tas wala yàgg-yàgg dañuy nekk di àndandoo. di bokk kër di bokk lal te fekk nekkuñu ci sëy kon mën nañu wax ni amour moo tënk lépp ndax yàlla sax mën nañu wax ni amour a tax àddina bi ñëw ndax ba yàlla ne bu ma nekkee magasin bëgg ñu xam ma kon fa ahbabtu la indi baatu mahabba mooy firi amour kon amour boobu mën nañu wax ni moom moo tax ñun ñëpp ñu ñëw kon mi ngi noonu macha allah nee na yàlla amour moo tax mu indi àdduna waaw ah mais yàlla la moo tax muy di safara nag pour yow en tant que philosophe peut-être je ne répondrai pas à la question en tant que philosophe. Parce que xam nga tey. waaw maanaam njëkk ñuy doon philosophe. wala boog xam nga philosophe danaan c'est celui qui désire la sagesse. mais qui désire sagesse. waaw ci philosophie ñoom ñoo doon wax naan l'amour c'est un sentiment de manque. un désir de faire un avec l'objet aimé. ñu ne mbëggeel pire mooy yëg-yëg bi ngay yëg ci nit ki am na li nga manqué loo xam te ne yow ka nga bëgg moo la koy mottalil. ñu ne waaye di nga dem ba jamono yow dootoo taxaw naan man ak ki ma bëgg waaye da ngay seey ci ki nga bëgg. waaw kay léegi seey boobu ngay seey ci ki nga bëgg. maanaam loolu philosophie ñoom transcendé wuñu ko. mais ñi ko transcendé mooy sunu maam yu baax yi. te ñun ci ñooñu seen université la ñu jaare maanaam jaarewuñu ci université Descartes ak Platon ak ñoom seen. jaaruñu ci université kii ñun Cheikh Anta la ñu jaar. maam Seydil Hadji Malick la ñu jaar maam Cheikh Rafal la ñu jaar maam Baye Niass la ñu jaar mag ñu baax ñooñu la ñu jaar ñun. waaw mi ngi noonu sànq da nga ne yàlla amour la bindee àdduna. moo tax ma ne bi muy bind safara nag si lan la ko bindee. ok jërëjëf moo tax foofu laa doon ñëw. boobu mbaadu en. waaw foofu non bindew ko inde. man dama doon wax ma ne l'enfer. waaw xam nga l'enfer amour la ko bindee d'accord. léegi xam nga lan moo lay wane l'enfer yàlla amour la ko bindee. waaw tey sa doom. waaw bu demee foo xamante ni dafa bëgg laal loxoom ci biir ànd bi. waaw te mu wóor la ne tey nekk nga fi mën nga ko dindi ci moom. mais suba amaana di nga fi bañ nekk mu laal loxoom ci ànd bi mu lakk ka te xale la déggul maanaam doo fi nekk naan ko non bu laal ànd bi parce que suba doo fi nekk da nga koy bàyyi mu laal ko bu ko defee bu ko laalee mu lakk ka bu subaa du ko laalaat moo tax ma ne l'enfer ce n'est pas une punition divine d'accord mais c'est une maison d'arrêt et de correction
où on apprend aux âmes oui. Comment dirais-je aux âmes désobéissants d'être obéissants. waaw kon loolu rek mooy safara kon safara sax amuuru yàlla ko bind. mais bu fekkoon non defal naa bu fekkoon dañuy wàccaat si suuf. kon safara mu nekk avertissement ndax bu ñëwaatee ñu yaru. waaw kay mais bu xasee ba dem du ñëwaat même bu ñu laqee aussi tamit bon dafa. non pourtant yàlla wax na si alxuraan ne mu ne gars yi bu ñu diggee safara. waaw dañuy taxaw naan ko yàlla boo ñu yóbboon àddina wala soo nu delloowaatee àjjana. waaw daanoo nekk nit. ba léegi ñu doon def ba nu dugg safara duñ fa duggaat. yàlla mu ni waaye su ma leen fa delloo woon sax dinañ defaat leen doon def. macha allah kon su ma leen fa delloo waatoon boobu mooy def na nga ba noppi. ay xeetu waaw ku dellu ci mag ñi rek dem mag ñi jàngal la nga xam fan la ko defee. dëgg la mi ngi noonu. Samy ñëw si amour bi nga xam ne moom la Prime Sévère bind. ndeysaan man de daanaka Prime Sévère dama dégg ñaar. waaw dama dégg mbëggeelu Prime Sévère. waaw ba noppi tamit delluwaat ci fikuru ci ki nga xam ne ndeysaan mooy génn jëmm gi nga xam ne tey moo tax ñu bëgg tey islam muy Alfarouq. Alfarouq xoolal la waaw macha allah. am ci ay yenn texam yoo xam ne daanaka. maa ngi ko ci doon dégg. waaye comme ni ma koy waxee rek moom ci mbëggeelam ngam ne man yëguma ci lu dul la nga xam ne maam mooy kàddu yu xol ndax xol gu feesee day tuur. moo ngi ko doon wax ndeysaan di wax lu am solo naan bëgg naa sëy siw ma damaa ñëw sëy si. xaw ma def nan ba weesu fas yéene doon soxna rombu jabar te mu doon nag ñaar yi nga xam ne ni dañ bëri na ñu koy mbubboo naan man jabaru diw laa waaye doon jabaru diw daa baaxu doon soxna diw a gën macha allah. waaw maanaam fii wane na fi ñaar wane na fi jigéen gi nga xam ne yeewu na waaye xam na tam lan mooy bëgg xam nga sànq nee naa la bëgg mooy maam kenn dong lan ko def mooy yàlla waaw la ca des yëpp dañ koy fonk wala ñu nopp ko d'accord waaye bëgg moom waaw kenn dong lan ko mën a def mooy suñu borom subhanahu wa taala macha allah waaye leneen la ca des moom dañ koy fonk wala ñu nopp ko dëgg la waaw comme ni ko El Samba doon waxee rek ndax ba li tax maanaam ma ne bëgg yàlla rek lañ koy def xam nga tey maanaam le but de la vie personne ne se pose la question pour comprendre exactement le but de la vie le but de la vie c'est aimer mais aimer quoi aimer le bien et le mal point final d'accord mais c'est quoi le bien et c'est quoi le mal xam nga tey ku bëgg tey lu baax fan moo dee sa kër ku bëgg lu baax ngay sa kër te fa baax fenn doo képp la mooy àjjana ça c'est vrai waaye ku bëgg tey maanaam lu safaanu fan dong tey mooy doon tey mooy maam sa kër mooy lan mooy safara maam kon maam nan génnee maanaam seytaane tekee ko fere te jël maanaam suñuy tànneef xam ne suñuy tànneef mooy seytaane macha allah ndax seytaane kat amul de yàlla dafa sàkk wa maa xalaqtu insi wal jinni illaa liya'buduun sàkkum lu dul nit ak jinne te la tax mu sàkkuñ mooy daf ñoo bëgg ba noppi dëgg la waaw te ba mu ñu bëggee nag daf ñoo wàccee ci kaw suuf waaye nag ba mu ñu wàccee daf ñoo tànnaloo te lu mu ñu tànnaloo nag mooy suñuy tànneef la ñu tànnaloo ak moom jëmmam ji waaw ñun suñu jëmm ndax jëmmi seytaane ak jëmmi yàlla la ñuy doxantoo dëgg la macha allah te moo tax maam bëgg gi nga nekk di wax noonu mu jógee ko maanaam ci yow nga tàbbiwaat ko fii ba man ma ci yéeg ñaari jëmm muy sa jëmm ji ak jëmmi Alfarouq waaw kon maanaam lépp daal nan xam ne ni maam mbëggeel gee ko waral daal te mooy dox ci mbëggeel loolu am na solo jaajëfati waay Leila ñaata façon mbëggeel moo am Mbëggeel. waaw ñaata façon ñoo am Je peux dire deux. ban ak ban Amour entre copain et copine. waaw Ak l'amour en Allah. ana la ah léegi waajur yi nag ak la famille Ah si. non ñooñu dañuy dugg ci beneen amour bi ban la ci léegi dañ naan amour entre créature rek entre créateur et Seigneur non mais nag ñett yooyu ba tey benn bokk see moromam Non non. waaw benn bokk see moromam mais Leila ban nga si xamagum Man. waaw Samy bul yàq suñu plateau bi Leila ban nga si xamagum waaw L'amour en Allah. ana la yow naka Amour ngay paternel et maternel. mais yow yàlla boo ko bëggee foo ko teg yow yàlla ñun gisuñu ko noo ko mën a bëggee Ah comme on le dit rek ñu ne ku bëgg a xam yàlla ñëw si Baye Baye mooy xam la yàlla. waaw de mais xam ko ne bëgg ko man mais xanaa booy bëgg mbindeef di nga ko bëgg ngir jëmm wala taar mais moom man yow foo ko taaram ak yooyu gisoo ko noo koy bëggee quoi Soo ñëwee si Baye da nga koy gis. non dafa yomb torop Leila mais baay boobu nag waroon laajte ban baay la ban baay la waaw parce que baay dafa waxoon mu ni ko jaarul ci ba déedéet baay wax ko sax kiiwu baay moo ko waxoon benn kiiwu baay mu xaddam baay moo ko waxoon mu ni ko jaarul ci baay du xam yàlla waaw waaye njëkk baay Cheikh Ahmada Tidiane ñëw na waaw yonent bi ñëw na léegi boobaa kon est-ce que dañuy wax ni yonent bi ak Cheikh xanaa xamuñu woon yàlla macha allah waaye ndekete baay boobu xam nga yàlla dafa wax mu ni wax seekuli seen adadan mu ni lu mu def daf ko def ci chiffre waaw boo jëlee ba 2 la alif 1 la muy 3 nga jël yaa muy 10 boo ko boolee muy 13 laay laa xaraf yëpp
13 xalaf la ndax 12 yi mooy li feeñ waaye 13e bi dafa nëbbatu mag ñi ña xam piir ñoo ko xàmmee waaw baay boobu la ñuy wax moo tax baay boobu ba tey mi ngi fi waaye nekkul jëmb ña nga xam moo tëddale woon a ñeseen macha allah bu nga xàmmee rek xàmmee ko fépp Leila oui paas bi nga nar a ñibbi Ziguinchor may ko El Samba comme ça booy ñibbi nga dox quoi d'accord incha allah. waaw léegi li ñuy def mooy dañuy dem si pilimu El Samba parce que xam naa ne sànq fi mu ñu emporté aussi beneen monde la waaw lu leer. léegi nag xaar ñu xool pilimu fa la ñu emporté ok kon El bismillah Samba ma yokkal la wala ma tegal la benn waaw, xaar ñu yokkal, tegal la benn. yokkal. xaar ñu xool macha allah. Ô Majesté, vous m'avez élu parmi vos créatures, vie nombreuses que merveilleuses, le plus digne à vous représenter sur terre. Avez mis à ma disposition tout dispositif qui, dans cette aventure, me serait nécessaire. Avez mis à ma disposition tout dispositif qui, dans cette aventure, me serait nécessaire. Avez décidé que ma pure pureté transcende même celle de vos anges, mais que je peux creuser la bestialité si à votre digne louange. Je préfère les flatteries vaines et illusoires que me balance cette vie. En dehors de vos œuvres ou en dehors de mes œuvres, nul auteur ne trouvera de l'hiver que je vis. Le sang, l'homosexualité, le réchauffement climatique, la compétition déraisonnée des armes, la destruction massive, enrichissement des plaies nauséeuses, appauvrissement ascendant des pauvres et les larmes. D'impuissance face à la montée croissante de l'injustice, apporte un surplus d'épices au délice de vivre dans le libertinage. C'est dans une posture de comédien que je me déclare favorable à la vie en police. Plus je suis injuste à votre égard, moins je me montre indulgent envers ceux qui ont trébuché. Soutirer un atome dans la lingot d'or dont il m'a fait don pour les pauvres serait rétrécir ma renommée devant les guichets. Je me disais, si à l'origine l'amour est un prestigieux bijou, moi j'en ai fait une pacotille de dernière marque. La force n'est plus la priorité de l'unité. J'ai divisé le cercle en infini arc. Je veux coûte que coûte écarter les tonnerres, coûte que coûte voir l'abondance pleuvoir. Ô Majesté, je croyais qu'à force de manigance, je finirais par vous prendre le pouvoir. J'ouvre à la destruction progressive de la nature, à force de vouloir en mériter le titre de maître et possesseur. Comme retiré de la liste des bénéficiaires de vos merveilles, je me présente en envieux destructeur. La flore, la faune, l'air ainsi que leurs occupants, tous s'apprêtent à quitter le club des existants. Je m'efforçais à rendre éclatant l'enveloppe, servir le contenant. Je le considérais comme une véritable perte de temps. À présent, lamentable est devenue ma situation. Complètement, ma vie se bascule à chaque nouvel événement. Aussi insignifiant soit-il, je l'avoue maintenant, en dehors du peu de connaissances que vous m'octroyez, je suis un éternel ignorant. Sur tout sujet, même celui qui fait ma spécialité, j'en suis un regrettable profane. Et là, pour ma majesté, j'ai échoué et je l'avoue. Jure le plus que je ne morde. J'ai transformé la cave qui a été aménagée pour mon court séjour en porcherie, en y répandant toutes sortes de saletés. Le sang, le désordre, l'obscurité, tel que prédit, j'en ai fait une province de perversité. J'ai laissé libre cours aux virus qui menaçaient l'intégrité de mon âme, jusqu'à perdre mon être. Ô Majesté, seule votre infinie miséricorde aujourd'hui nourrit en moi l'espoir de voir mon moi pur renaître. Kon nag ñoo ngi tàmbalee sa tur bi ca pandaw gi dellu ci moom talal lay soxal sàkku ndimbal ndonte suñuy jëf tëmb nanu sa gaalu noonu yàlla tere bu dul sa njëgal ñu doon xooñ si sa boobee ànd iblis reena waaye nekkuloon moom ñu nag bakkan a nekkoon di ànd ba ñuy dëgmal lëgg tooñ suñu bopp yaa rabbi ñeel na la stop ku daggul ñax dagg tóor bi du ma ñàkk coono gàdd gopp du ma ñàkk coono gàddu gopp du jaas yéen diis waaye des na ko àttan maam ne lànk bañ a yenn teewul bis boo xëyee di ruusali kaatan kaata des na ma ko def ndax nopp ruyeey bëgg fàtt janku naaw ceef di bëgg neef tax su fi yanke takk bëgg fatu faatu xeexatul fàtte léegi buumu xolee mujj xët biteelu leer aajotul juutu ngir tuuru ndax tàddiyee bëgg bët waaye sunu boroom même bu nu demoon ba nekk di sax ci di la moy yëgal ni sunu doyee deek xamadee tax ñu di la moy waaye du tee ñu des di doon sa jaam te wallahi du tee ñu des di doon sa jaam. wallaahi du tee Inch'Allah. Allahu akbar. lii de ab psychologue rek moo mën a commenter philosophe bi. maanaam li ñu wax rek. waaw xanaa daf jóg. jotaay bi de xanaa daa fees yàlla dool. daa fees yàlla. doy na waar de doy na waar yéeme de. xam naa ne buñ doon laaj guddi àjjuma ñoo ci guddi àjjuma goo xam ne. macha allah macha allah.
par anticipation. par waaw wax dëgg fa yàlla macha allah. waaw waaw kawe na lool. mais prime bi xaw na doy waar monsieur Samir. waaw man xam nga ndeysaan waaw. dafa am loo xam ne ni daanaka ñun doon ko tàmbali di fàtte. muy kàllaamay kocc gi. dëgg la. am duñ ko yenn saa dañuy jël nasaraan gi moom ëpp. laahi. ndax mun duñ ko dégguñu ko te nàmpuñu ko. dëgg la waaye dañ koy fàtte. macha allah. waaye moom dafa tënk ci nasaraan ba noppi ñëw ak faram-fàcce ko maam ci kocc. moom mu gën a leer. dëgg la. am na fenn fa mu naan xaw ma buteelu xam-xam. buteelu leer ajotul juri ngir tuuru. waaw ndax taadiyee mujj bët. gis nga ko. dëgg la kon maanaam lépp li nga xam ne ni daanaka liy sol jaam la rek diggante sa bopp ak sa borom. maanaam moom foofu noonu lay yeggale. dëgg la mooy li may wax sànq rek naan xanaa de jotaay moom saf na yàlla lool. ndax tey jii boo xoolee autour de lépp li mu doon wax. ci lenn dong la doon wax mooy naka la jaam bi. di mën a moytoo bay moytu ay tànneefam yu ñaaw. ba mën a tànn lu baax. macha allah. maam ba donte dañuy def sax lu bon. dana teewut ñu mën a doon ay jaamu yàlla. macha allah am kon maam ndeysaan li ma ciy jàngat man sama jëm bopp man laa wax de wax ma keneen ak keneen. dama ne man li ma ci jàngee lenn képp la mooy donte bu nekkee maanaam am sama ay bu bopp. maa ngi koy gis te leer na ma ni maanaam tax na ma mën a dugg ci safaan. macha allah. naa mën a delloosiwaat sama xel. ba mën a defaat maanaam jéem a def lu baax ba mën a bokk maanaam ci woy góor yàlla yi. loolu am na solo te loolu dong nag laa jot a dégg ci texam bi. macha allah waaw macha allah loolu am na solo. xakk saa ko. léegi daal texte bi diis na. dis na kay. diis trop wala nàng rek. non trop sax. mais ban aperçu nga si jot am. joxe na leçon de vie. oui. bu am solo. macha allah. macha allah oui. kon loolu am na solo. prime sévère. ci man kay moo waxee répétition lay doon ñoom résumé nañ la mais dof. oui. demi-finale bi warul nekk gratuit de. ah man kay. ak li ñu dégg fii yëpp. c'est ça surtout maa ngi xaar Leila mais non mettre la macha allah. sam problème mooy su ma nekkoon jury dama naan ñëpp a gagné. waaw te ñëpp a gagné sax. comme ça sax nga xam ne final ba. ñu woowaat ma ne ma en tant que jury waxal ma ne ñëpp a gagné jël naa mbir mi def naa ko sam poche quoi. non boobaa moom kon gars yi dañuy xeex ak yow. ah kon xeex dina am. boobaa pareel benn nit la ñuy gis. non wala kon dama naan 19 personnes war ci kawam. non kon dama naan sama non dama naan sama kër laay toog joxe résultat yi. wala ma dem ba frontière du Sénégal pour joxe résultat yi nag ñëpp man maa gagné. waa kay nag boo ko defee da nga mën a rëcc waaye boo ko toogee moom am naa yaakaar ni di nga jot loolu waaji di woo yarum Dakar. non xam naa boobaa këram day taxawaale këram génne ko Sénégal rek comme temps yi moom Sénégal dina dikkaloon mooy ay taal kër moom. ça c'est vrai soo moytu salaamari daan wut pétrole. ça c'est vrai ça c'est vrai macha allah. yow léegi fan nga dëkkee si Casamance. man Colobane. Colobane. waaw. kon baal ñu xool pilimu Colobane. mbaa bokk la Colobane bu Dakar bi fii. non non. d'accord kon baal ñu xool pilimu Colobane. d'accord. on t'écoute. Le chemin de la vie n'est que douleur. Cette nuit du 4 décembre 2018, où l'horreur perdit sa lueur et se vole de torpeur. En cette nuit, le Sénégal perdit un sauveur, le peuple un défenseur, le monde un homme de valeur. Sidi Lamine Niasse, de Kaolack à Damas, tu as su gagner l'éternelle reconnaissance par ton éloquence et ta constance. Sidi Lamine, homme de science rempli de conscience. Homme qui fit science la sincérité et la dignité légendaire par ta générosité, homme de principe plein de probité. Tu fis de Walfadjri la voix de la diversité, l'avocat de la pluralité. Sidi Lamine, homme de science plein de conscience. Tu fis abreuver à la lumière du sufisme, du mysticisme, tu fis preuve d'humanisme. Pédagogue, tu fis sans être démagogique ni égocentrique. Sidi Lamine, par ta calame, ta voix, par l'écran, ton peuple tu défends. Ce peuple devenu à fond sans voix, car tu clamais haut ses droits, tu éclairais sa voix, ce peuple en qui tu avais foi. Le cœur saignant mais empathique, orphelin mais stoïque, d'une voix unique te disent merci. Sidi Lamine, ndem guddoo fan waaye taxawal nga ci bépp fan sa askan boobu jaral la gar sa bakkan jaral la dékku xaaxaat jéggi xaaxam yéewén ci sa xam-xam wutoo ci am-am xanaa lu yóbbu askan wi kanam tax Sénégal di la jukkal sa dem di leen wéetal waaye say kàddu ak bataaxal bi weex bi ñu niital di naaj bi ñu sexal sa suñu bët di lor ndax njaxaare ak fitnal sa wareef ci Sénégal nga matal ñu amul baat nga waxal ñu amul gëdd nga teewal yoon ak dëgg nga xeexal Niass Koumba Abdallah ñoo ngi tàllal di ñaan yaa Allah yërmande ak njéggal ci yow mu feesal suufi leew na ci yow mu woyofal
xaare la àjjana si barke Maulana. Que le Seigneur, par sa grâce infinie, t'accorde la lumière éternelle à Firdausi. Hommage à Père Sidi Lamine Niass. Layla Kouta l'Aslam Sidiane. Salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah macha allah. jërëjëf Cheikh Sidi Lamine Niass. macha allah. kon Samy kon xam nga paa bi bindal texte bi ah. bu baax. oh là là lan nga xam si moom. lem jot a wax lépp rek. kon am na solo. En tout cas ni mu ko décrit dafa mel ne kooku benn phénomène la selon ses écrits les écrits de Leila. maanaam oui. ñun dañoo ñàkk. te balaa ba ñàkkee ba noppi la ñuy soog a xam ne ñàkk nan. D'accord. ndax xam nga doomu aadama li nga xam ne moo la amal njëriñ. doo xam ne amal na la njëriñ fekk ñàkkoo ko. dëgg la. Baye Sidi Lamine. ci dundam. boobu fekk na sax amaana ñu doon ay tuutànk. waaw. ak gën a doon ay tuutànk ndax 2018 la. waaye tey ku xool bataaxal gi nga xam ne moom la soxna si taalif. di nga xam ne ni am na lum fi bàyyi ci sunu mboor. am na itam li nga xam ne bàyyi na ko fi te ñu koy jëriñoo mu doon xam-xam. dëgg la. xam nga tey buñ toogee tey Walf gi ñu ne nii. ñun ay tuutànk lan. waaye mën naa ne ay tuutànk yu fees dell ci yàlla. dëgg la. te dara waralu ko lu dul maanaam njàngale gam ñu doon jàngal loolu. ak itam barab itam la ko sos. ba fañ ne nii. maanaam ba man li ma ci xaaloo lenn képp la mooy. allah akbar. macha allah ngi tuub baax de. waaw tuubal di ko jaajëfal la monsieur Samir. xol bee fees xol bee fees monsieur Samir moom kilifa la di wax ne aussi li gars yi naan lu fees ci xol feeñ ci jëf. loolu am na solo. monsieur Samba vous avez entendu. oui xanaa fii monsieur El Samir di ñëw rek fa la ñuy ñëwaat. dëgg la ndax dafa wax lu am solo. waaw xam nga lu mu tudd Amadou Hampâté Bâ da doon wax mu ne en Afrique quand un vieillard meurt. oui c'est une bibliothèque qui est brûlée. dëgg la mais man ma tontu ka. man que quand un nouveau-né vit le jour. oui c'est une autre bibliothèque qui est en train de se restituer. ça c'est vrai. waaw mi ngi noonu moo tax da ngay gis ni héritage yu mag ñi. bu nu waxee ku mel ni ay ñoom Sidi Lamine ak mag ñu baax ñi. da ngay gis ni loolu moo rogalaat ba ci alsamil. dëgg la ba da ngay gis rangoñ bi muy génnee. nga xamante ni yëg-yëg la. ndeysaan waaw yëg-yëg la bu wér. macha allah te li koy firndeel maanaam gis nañ ko parce que li wolof naan weddi gis bokk ci. waaw ndax ku mel ni tey sunu maam boobu. maam Sidi Lamine. dafa def ci Sénégal loo xamante ni mënoon wax ni deewul. dëgg la waaw parce que da ngay dégg wolof ñu naan diw yàlla na yàlla guddal say fan. waaw xamoo ni nit mën na dund 1000 ans te fanam gàtt. dëgg la waaye nit mën na dund 7 ans te fanam gudd. macha allah moo tax fan benn kese la parce que ma doon wax yàlla na yàlla bëril ay fanam. waaw waaye yàlla na yàlla guddal sa fan. kon nit bi muy judd ba muy dee benn fan kese la. benn fan kese. waaw léegi benn fan boobu noonu. lii tax mu gudd. mooy jëf yi nga xamante ni bu deewee sax. fii ak santaan ñuy nettali jëf yooyu mu nekk ay jëf yu mbaax. macha allah waaw kon loolu la def moo tax tey kii mën a wax ci moom. waaw puisque mbaax moom moo fees ci moom moo tax buy wax ci ku baax. mënul def lu dul feeñal mbaax moom ci ay rangooñ. macha kon mi ngi noonu. loolu am na solo. Prime Sévère xam nga paa bi Leila bind. kooku kan moo ko xamul ci Sénégal. kenn la fi woon. macha allah. Sidi Lamine kenn la fi woon. baa di nga bind si moom benn scénario. incha allah rabbi bu baax. avec plaisir. waaw loolu c'est bien. Leila yoo xam fan nga xamee Sidi Lamine. dama def ay recherches. oui. doon demander sama papa qui est Sidi Lamine Niass. d'accord. mu ne ma Sidi Lamine Niass c'est un homme qui a fait beaucoup pour la nation. oui. C'est un homme tellement religieux. oui. qui a inspiré beaucoup de gens sur la religion. macha allah. kon loolu am na solo. après si nga jël sa xalima daal di xaatim si moom quoi. loolu am na solo. mais bi muy génn àdduna temps yi moom yaa ngi koy fàlliku. waaw. 6 ans en arrière. waaw. ah kon c'est bien. fekk temps yaa ngi doon benn classe. wala fàtte nga ko. je faisais 5e. 5e collège bi. loolu kon baax na. macha allah. Samy nag def nañ suñu tour de table bi njëkk. des fois dafa may neex nag tuuti dama xam cosaanu gars yi quoi Samy yow fan mooy sa cosaan. man maa ngi cosaanoo Njaareem. Njaareem. je suis. kon Bawol nga. un cocktail oui. ah bon Bawol Casamance aussi. ah vrai métissant. de ma mère de la part de ma mère je suis Casamance. Oui. parce que elle est de la Casamance. macha allah.
De la part de mon père, je sa suis... mère lan la moom. Elle est Socé. Ah Dramé macha Allah. Kandé, petite-fille de Mouhamadou Lamine Dramé. Ah macha Allah. Et de la part de mon père, je suis de la famille de Cheikh Mouhamadou Moustapha Kadior Diop. Moustapha Kadior Diop. képp ku ko xam ni njaareem la. Jurbel la. dëgg la. te képp ku xam itam soxna Penda Ndiaye Diop. nga xam ne mooy taalibe bu jigéen bu njëkk ci maam Cheikh Rahima Fall Lamp Babul Mouridine. ndeysaan. dina xam ne ni maanaam du hasard. suñ jëmm yi mën a mel nii daal. ndeysaan. fa ñu cosaanoo fa ñu cosaanoo ci barabu Cheikh Rafal la. dëgg la. muy njaareem. macha allah juddoo Kër Cheikh. di barabu Cheikh Rahima Fall Lamp. macha allah. màggee Tambacounda. waaw. di barab bi nga Tamba. waaw falaa jàngee. sama sixième sama C1. waaw. su ma juumul. waaw C1 xaw ma C2 daal. ba sama terminal. macha allah. waaw fa laa amee bac. kon yow miin nga chaleur ah. waaw yàgg nañ ci trop tàngoor de daanaka dañuy dundal nag. daanaka tàngoor moom dañuy dundal. macha allah après le bac si nga doog a ñëw Dakar. waaw macha allah après si la ñuy soog a am bac daal di yegg si nag biir Ndakaaru. macha allah. ba ñuy nekk Tamba tamit représenté Tamba la ñuy doon vice champion de slam Sénégal. macha allah en 2023. donc mën nañoo ne sunu cosaan ñaari barab yi la. mooy diggante Casamance la ak Njaareem ak Njaareem. macha allah Njaareem mu di Cheikh Khadim. baax na kon dinaa ñëw xam naa nga nekk sama jëriñ comme ça nga laxas ma. waaw ma nekk si mbedd mi di maajaal ak yooyu. waaw maajaal de. bis bu ma matee rek nga maajaal de yeewi ma. daanaka nag moom mbirum góor yàlla ni fi ñu toll nii sax xanaa ñoo ngi maajaal moom. lii de mooy maajaal mooy sàkku xam-xam. di loolu am na solo. waaw lii mooy maajaal mooy dindi kiiraay yi nekk ci suñu diggante ak suñu bopp. macha allah ak saa yu ko macha allah. ndeysaan. sévère yow fan mooy sa cosaan yow. Sévère moom moo ngi cosaanoo village bu ñuy wax Aynoumane nekk Saloum. Saloum. waaw. yaa Aynoumane nekk Saloum Saloum. original Saloum nga. waaye original kay. li may jokkoo yow mosuma xam ne Saloum nga. Saloum laa nag. même si bu nekkee gëj naa. de père et de mère aussi. waaw de père et de mère. léegi yow kon lan ngay def Mbour yow. man. waaw. dëkk fi. mais daan nga ressourcé yu di dem Saloum ak yooyu. daan nga ressourcé wu comme ça nga dem Saloum topp tracé ak yooyu. waaw tuuti. waaye. niru na ko gëj Saloum. non Samil kii gëj na Saloum. non trop sax. mais bul fa gëj waay sévère nag. non incha allah ren moom fas yéene naa dem fa. loolu baax na. xam nga Samil kii sànq dafa tëb rek ne 100% Saloum. kañ nga fa gëj après mu arrière nag. waaw 50% la. Saloum de. El Samba. waaw. yow dafa mel ne nord du Sénégal nga dëkk ah. non dëkkuma ko di Sénégal sax de lu tax nga wax loolu. nord du Sénégal. ah. ma ne nord du Sénégal nga dëkk yow dafa mel. d'accord non maa ngi dëkkee côté Saint-Louis. waaye nord bi la. waaw kay mi ngi noonu. waaw mi ngi parce que dëkkee Saint-Louis. parce que en général ñoom ñooy bëgg mbaxane yi affaire yu nice yi quoi. waaw gis nga mi ngi noonu. waaw mbaxane yi de moom mooy loolu. kon yow ndar nga. waa ndar la waa. d'accord. mi ngi dëkk Saint-Louis comme ni ma ko doon waxee sama benn texte ma ne je viens de là où la mer monstrueuse flirte avec le doux fleuve. macha allah. waaw boo fa demee fekk lu mel ni bël ba na xam géej gi ak dex gi dañu takkaloo. waaw. te boo dee xool yàlla doon na wax ci alxuraan ni am na foo xam te ne marajal baxrayni yaltaqiyaan. waaw ñaari géej yi ñoo ngi jàkkaarloo seen diggante am barsax boo xam mooy tax duñu laalante. macha moo tax allah maam Cheikh Omar ba mu ñëwee Ndar moom moo ko wan waa Ndar ne leen li yàlla doon wax ci alxuraan. waaw bu ñu ñëwee dëkk bu mel ni Ndar mi ngi fa waaye mi ngi fépp. amaana alsamin sax boo ko laajee mu woon la ko ci jëmmam. mi ngi noonu ndax xàmmee kese la. dégg la waaw kon foofu la ñu jógee. de foofu père la et de suñu mère ou cosaan. bien. ma ne de père et de mère yëpp ay ndar la. waaw sunu papa ak sunu yaay yëpp Ndar la ñu nekk. kon yow waalo nga quoi. waaw mën nañu wax ni waala la ñu. moo tax xam naa tey kii bi fees dell ak ndox. waaye ndox xam-xam bi nag kii moo ko fi balal alsamil. mais léegi yow loolu jotee léegi Ndakaaru. waaw Ndakaaru li ñu ko jotee dal mooy dañu am sunu bac. choisiroon philosophie ñu indi ñu fi. waaw te Sénégal ba mu daj université yëpp Dakar kese moo fi am département de philosophie. looloo taxoon ñu ñëw Dakar. kon loolu kon gouvernement bees bi war na xool nu mu ko wasaaree mu gën a yaatu. gis nga mi ngi noonu. oui parce que ni Sénégal toll ni mu bëri région léegi décentralisation la vraiment jël benn point kese ñu fay jàngal philosophie. kon xanaa yéen seen faculté war ngeen a bëri foofu ah. waaw bëri noonu daanaka première année moom. oui boo ñëwee cours magistral yi rek. boo waaw tardé moom da ngay taxaw mbaa gars yi dem di wuti brique ci biti ñëw toog ci escalier yu kenn xamul. ah image yooyu mi ngi baaxul noonu te loolu moom xam naa gouvernement bees bi war na ci jóg. na ko gars yi tasaare waaye. macha allah loolu am na solo Leila yow fan mooy sa cosaan. man Kaolack Medina Baye. ah Kaolack. waaw kon lu la ngay dem Casamance. sama papa moo fay liggéey. maanaam sa papa ak sa yaay waa Saloum la. non sama papa seulement. sa waaju jigéen la moom.
moom soose la. ah kon yow yaa ak Samuel ay mbokk ngeen. waaw. loolu am na solo. waaw. mais mbaa dégg ngeen soose yi ñaar ñi. man de daanaka nag yenn saa yi boo ma ko làkkee ma dégg ko nag. ah bu naa la ay kodolee yooyu. ah su ma nee kodolee di nga xam ne ma la. kodo de daanaka mooy xaalis. kodo de daanaka mooy xaalis. kodo be jande. donc maa foofu laa yem nag. léegi daal laa si xam quoi. maa ngi yow ci yem. mais Leila yow dégg nga. man non soo waxee dinaa comprendre mais du ma mën delloo. mais yow ni nga nekkee Casamance noonu mais vraiment Leila ah mais vraiment. de Tamba xaw na maa xeetali tuuti nag. ah kon Tamba jot nga fa mën a wax dara. jot naa ci mën a wax tuuti rek daal. loolu am na solo. waaw yoo xam ne du ma ci soxlaa dara samay mbir daal naa ko ci wax. nga lijjanti ko si quoi. si loolu kon am na solo xam naa dañuy attaqué suñu deuxième tour de table. toujours ñu démarrer ak suñu imam monsieur Samil la. Samil ñu demaat ah bismillah comme que loolu la mbooloo mi laaj. waaw loolu la mbooloo mi wax. kasa bismillah kon ñoo ngi ci biir. aca let's go. Galla Sénégal bés boo jotee sa bataaxal tontu ma te dikk kaay ñu waxtaan kaay ñu ànd dénkante ay kàddu yi kocc naam ni déggatoo lu dul nasaraan xam nga ni li la war du ay caaxaan ndax sax ci gaalum kaa ak i vaar sa xol dëkkee tàng ndax ba ñu tar say kàddu di ay nar sa jikko dëkkee far nga faral ki nga faral mu jaar fa faral ki mu faral jaare la fa sax daal di far feral far sax dootu la tal ndeysaan moo na ci gaalu jàmm la ñu doon jow Sénégal jamonoy dox réew mi mujjee xaal suñu njiit mujjoon a këf suñuy fit askan wi dëkkee woon tiit ak a jooy mettit ndawi réew mi dëkkee woon chiit ay daaju bon la ñuy fajee seeni góom ndax fii ku wax ci suñu koom rek ñu jàpp la soppi la doom ndax fii ku wax ci suñu koom rek ñu jàpp la soppi la boom adoom nga la wax ma ndax yoon a defatul yoon wala askan wee xàmmeetul yoon waral ñu dëkkee ñaaw téef ak def lu bon Sénégal nga la dellu sil dikk tal sa bopp te dikk may ma nopp ma dénk la ay kàddu yi maam ndax maama ma daan naan ndaw na xàll yoonam ci waar te nangu tartar sàkku ji xam-xam te wuti am lamboo ngorte sa foo jomm cuuraayoo fulla te ngemboo fayda ndax kat ndaway ëllëgum réew na mooy too réew te bañ a bew na fasub jom te wutib koom te dikk ñëw fajub góom ba tax na ma naan la doom maam daana ma wax naan aduna du kër waaye faaw ngay kër-kër yi ndax nga mën a amub cër moytu la tekki sër ndax day teel a rey say cër bu la dara jaral jaay doo lay mbër ndax keroog bis bu la mbër jël see daan la sa mujjëb talub kër Sénégal nangul waaye ku dul sa boroom bu mu la defub jaam na nga jëfe jàmm te waxe salaam ndax kat ñoo ko daan waxandoo def loo mën wax loo mën soo tëddee nelaw waaye defoo loo mën waxoo loo mën doom soo tëddee doo tala nelaw ba tax na ma naan la doom maam daan na woy naan soo yeewoo yeema soo yeewoo yeema soo yeewoo yeema su ma yeewoo yeela soo yeewoo doomoo yeema ndax aduna potu ndaal la te ku naan jox sa morom naan la yaay doomoo aduna gi lépp tundaal maam daan na ma wax naan ma dëkkunu feew dañuy root te ku sa ndaal fees daal nga ñibbeew fekki bàmmeel mu lëndëm lool ñuul ñaaw te jëf ja rekk a fay fekki boroom kon doomoo waxaloo ma ne ndax boo tëddee biir bàmmeel ne la woo salaamaaleykum. waaleykum salaam. incha allah. Birame Sévère man en général su ma gisee lu muy dama naan ki ko def waga la quoi waga xam nga waga. te muy dëgg sax. Birame Sévère Samil du waga. bu mag dëgg kay bu mag sax oh je confirme. non waga bu mag bandi la waaw waa xam nga bandi ak a baax. bandi daa baax de. waaw c'est bien. Sévère bandi lu am solo. macha allah. ndax xam nga bandi da lay tax a xam. dëgg la. xam nga ndeysaan bandi. waaw. maanaam mandi la. mandi la macha allah. bandi mooy mandi. mandi d'accord ñun nag ay mandi lan. duñ ay bandi la. ay mandi la. macha allah. waaw ci ban géej nga mandi noonu wala ban sànq. mandi nañ ci bépp yi géej. waaye ci benn géej gi lëmb géej yi daal lan mandee muy allahu. kon mu ngi noonu. boobu baax na.
sévère foog nga commentaire la nga ne fi naan chi rek sévère. sévère instant bi li ñu naan mouchoir s'il vous plaît. non jëlal col bi non machallah. ah bon. oui j'ai même pas les mots qu'il faut en fait. oh là là kon c'est bien. kon c'est Asamit bien. dañ lay dàq fii de. da nga ko bëgg libérer salle bi ah. yii Asamit li bu yàggee dañuy jooy li buurul. eh sañ nañ daanu leer wala ñu bërëngu di jooy de. ndeysaan Samir bu tax gars yi dàq la salle bi dama bu boobaa damay wuti mouchoir rek di kaat. c'est bien kon baax na kon baax na El Samba. waaw Samil de li ma gën jàpp ci kàddoom mooy soo yeewoo yeema waaw boo yeewoo yeew loolooy mission wu nit ku nekk dëgg la waaw ku moo tax di waxtaan ak di sotante kàddu fa lay neexee dëgg la parce que amaana man am na ci lu may nelaw loo xamante ni Plume Sévère yeewu na ci macha allah waaye moom it peut-être am na ci lu muy nelaw loo xam man yeewu naa ci dëgg la moo tax sunu waxtaanee man ci li may nelaw moom ci biir waxam mën na ma ci yee dëgg la waaye man it mën naa ko yee ci biir lu muy nelaw dëgg kon la mi ngi noonu looloo tënk kàddoom rek muy wane nan la ñu war def ba ñun ñëpp ñu juboo ba jàmm am ci réew mi ba nu dund àjjana fii en attendant ñuy gis beneen àjjana dëgg la macha allah loolu kon am na solo Leila dégg nga Samil waaw dégg naa ko. commentaire macha allah. cool na ah c'est trop cool. macha allah mais Samil kii naan boo yeewoo nga yeema kooku day waaj a tëdd wala moom dafa yeewu ba pare bëgg na kee pour mu yeewu waaw xam nga daanaka ki naan boo yeewoo rek yem. waaw daa fekk maanaam mu yeewu ba noppi waaye daa xool boppam. waaw xam ne moom maanaam moo ngi nelaw ba léegi. d'accord ba tax mu naan ko bés boo yeewoo rek yem. yeema macha allah ndax nit moo ngi dox. oui fekk ne ni yaakaar ne ni yeewu na di dox waaye fekk ne moo ngi nelaw. ça c'est vrai lay nelaw du jëmm ji. dëgg la lay nelaw xel mi la. macha allah waaw te nag yàlla na yàlla musal ci xel muy nelaw. macha allah ba tax na mu naan ko kii nelaw. kii yeewu na yee kii nelaw. dëgg la kii nelaw nangoo yeewu ñoom ñu ànd dem suuli ki dee. macha allah waaw looloo tax maanaam te loolu dañ ko déggoon ci son bu Baye Jëwrin Gaston. waaw mu waxoon ko. dëgg la mu ne neem nag maanaam kii daa ne boo yeewoo yee ma naa jéem a yee sama bopp ba noppi. waaw jéem a yeete. dëgg la ndax doomu aadama ñun yàlla dañoo dénk. waaw ñu daf ñoo dénk maam daf ñoo defi ay borom xalima. ñu war a fent nag ay kalaama yoo xam ne. yu ñu war a teewlu la. dëgg la keroog bés bu ñu ñibbee àjjana maam ñun dañoo war a doon ñi nga xam ne ni bés bu ñu faatoo. ci jëmm. waaw du ñu faatu ci ruux. dëgg la waaw maam jëmm yi mën na noo làqu. waaw waaye maanaam mbind yi ñu fi mbind wala kàddu yi ñu fiy kàddu. waaw maanaam yooyu dafay war a des. ça c'est ba vrai tax ma naan la ah doom boo yeewoo yee ma. ndax maam wax loo mën def loo mën. dëgg la boo tëddee nelaw ndax bis boo tëddee sa biir bàmmeel nga mën faa nelawee nelaw. macha allah waaw bi may gis nga def chanson yi airu traditionnel laa sa gis waaw. dama xamul foofu sa inspiration waaw vient inspiration d'où? bi ndax dama doon bàyyi xel bit bi te dégguma ko. waaw mu rëcc ma nag ma far dugg fi nga xam ne fa laa yëgee sama bopp. d'accord mbaaxi maam daf maa neex. macha allah macha allah waaw mbaa des fois da ngay déglu yenn musique yi archaïque yi waaw yu yàgg sax. ay Comme genre? Baye Jogal Sakho. oh là là oh là là kuy dégg bu baax. dégg la ñuy déglu ay ñoom Baye Jëwrin Ndigal. macha allah dañuy déglu itam Baye Souleymane Faye. Baye Souleymane Faye koy dañuy déglu sunu mbokk moomu nga xam ne daanaka ñoo tolloo jamono muy Ombre Daman. ombre dama As the best. macha allah Amadeus. yeah ñoom ñëpp dañ leen di bàyyi xel daal. te li tax ñu leen di bàyyi xel mooy. kàddu yi am solo yi am njëriñ yi nga xam ne. oui ñoom la ñuy taataan ci ñoom saa su ne rek. macha allah waaw wax dëgg fa yàlla. non seulement da ngeen bàyyi xel mais aussi c'est pour s'efforcer waaye c'est tellement forcé aussi. yaa ngi yokk sa bopp force waaw waaw. c'est bien ndax moom da ngay gën a defaru daal. dëgg la su ëllëg boo waree téye flambeau. waaw waaw nga boot lu bari daal. dëgg la yàlla ko borom bi mottali waaw doole Sidi Ibrahima. waaye léegi ñun ñëpp nañ àndandoo kon dem Mbour ah ak saa comme ça ñu dem couragement sali toog foofu ndeysaan. ñu jox ñu bagage su Mbour yi ah dem vers Petite Côte. Petite Côte ndeysaan. aca Plume Sévère non ñun waa askan yëpp ñu ngi déglu waa Mbour bismillah kon. bismillah kon Seule femelle non désirée dans un monde imparfait. Me battre contre ce monde, je suis obligée, oui. Laissez-moi vous décrire le ring de ma vie. Tellement de coups de la vie j'ai reçu. jooy naa xeex naa muñ naa ànd ak yaakaar waaye fu ma yaakaar jàmm mu daw bàyyi fa naqar. Alors je poursuis ma route dans la douleur et l'amertume, espérant ne pas me retrouver dans la brume. J'en ai marre des chaos, je suis trop déchirée. Mon cœur si fort, recoussé, blessures au fil doré. Ça m'arrive d'avoir des pensées suicidaires et sachez que j'en suis pas fière, non. dem ba mi naqar ak coono àdduna tax dara safatuma lu ñëw ma dékku te xam ne ndogalu borom bi la. Je suis la Plume Sévère, gardienne de ma tanière grâce à ses paroles amères, mais également 100% décalées.
Je ne suis pas une fille à papa bien branchée, ni une agricultrice de l'amour de près. Je ne suis pas la bad girl du quartier, ni une parfaite de près. Moi, je suis 100% décalée. Je vis à contre-temps, je ne suis pas branchée. J'ai pas la mélodie dans le sang. J'ai pas le temps, je ne suis pas dans le vent. Quand on me dit de me bouger, moi je prends mon temps, je ne suis pas pressée. Quand on me dit de rentrer dans le rang, moi je me taille, je me mets hors du champ. Ya ñàkk jom, on me disait. Mais je suis habituée car j'ai connu tous les coups de la vie. Je ne suis pas une dure tatouée, j'ai pas le style, je suis plutôt mal habillée. Je ne suis pas bling bling, j'aime pas tout ce qui brille. Sur le rythme du hip-hop, je ne sais pas danser. J'ai pas le tempo, je ne suis pas dans le vent. Je vis hors du temps, je ne suis pas branchée. Moi, je suis coupée décalée. Je vis pas dans le rang, je ne suis pas dans le move, je surfe pas sur le courant ascendant. Si toi aussi tu te sens décalé, dépassé, que tu ne réponds pas aux critères souhaités, alors il est encore temps. Il est encore temps de faire un pas de côté. Viens me rejoindre, sois décalé. Sache que l'on est des milliers à ne pas vouloir danser sur un rythme imposé. Soyons 100% décalés. Un jour, on sera des milliers à vouloir improviser, à prendre la tangente de la vie du bon côté. Soyons 100% décalés. Un jour, les cons verront qu'on touche la vérité. Slam. Slam. El Samba waga bu jigéen nun koy wax yaa la wages wages del wages El Samba lii am na assise hein. waaw lii moom mi ngi noonu. Elle articule bien les mots. waaw après moom foog ma ñëw mu jàngal ma diction quoi. xam naa lii tam mu toog këram dafa def voix off. dafa def ay voix d'exploiter talent am. mi ngi noonu. El Samba ban commentaire nga am. waaw moom lii moom. daanaka ça nous reste inédit la ñuy wax quoi. d'accord. instant yii dañu gëlëm ba bu ñuy chercher mooy sax. bu njëkk mooy daan dàq ji mais léegi ñooy dàq ji mooy daw. macha allah waaw war tax li nu mën a wax rek mooy c'est juste daal au top. macha allah mi ngi noonu mu jàngale fi maanaam mi ngi koy wax mi ngi naan les gens me disaient ñàkk jom. mais mi ngi jàngale nit ki jëm ci yoon. maanaam du ñàkk ñu jam la baat. waaye baat bi lay jam loolu la ko jam l'essentiel. benn mag da doon wax mu ni tuuma lenn moo koy teggi. waaw mooy ñu bañ la gis ci lan lay tuumaal. wala donte dañ lay wax ni lii safaan la te nga yëg ni lii lu baax la. waaw yow nekk ci waaye bu lijjanteet li nit ñi di xalaat xoolal sa diggante ak sa borom. c'est moo l'essentiel tax loolu rek la ñuy gën a jàngaat ci biir la mu wax. macha allah mi ngi noonu lépp di lu am solo. loolu am na solo Leila lan ngay jàng ci Prime Sévère boo koy déglu. daf ñoo jox leçon de vie boo xam ne que dafa bëri fii ci Sénégal. parce que ku fi nekkut fii def comme genre de milieu bi. dinañ naan kii yeewoo. dëgg la et tout. waaw ou bien. maanaam boo toppul vent yi rek. dana gaaga la quoi. voilà exactement. macha allah loolu am na solo. Samil. texte bi nag man des fois damay réer des fois mu ñëwaat. waaw. des fois bu ko neexee mu nekk anti système bu ko neexee mu nekk système. su ko neexee mu topp réew bi bu ko neexee mu bañ ko topp. naka nga mën a synthétiser moom vraiment sensu texte bi. waaw man daanaka li may damay rejoindre les deux bouts ou bien les trois bouts sax laay wax. oui mooy benn bout bi jógee ko ci texte bi benn bi jógee ko ci Leila ak benn bi jógee ko ci El Samba. d'accord ma boole ñetti bout yooyu. xam nga tey dañoo nekk tey ci société bi nga xam ne. waaw ñu ci bari dañuy bàyyi xel seeni moroom. te loolu dafa doon jikkoy doye di la. dëgg la maanaam nit ku ne. waaw na ngay jëfee bokkut ak sa moroom na muy jëfee. dëgg la tey jii ñun ñi nga xam ne nekkuñ ci vent bi. par exemple ñun ñi nga xam ne bu neexee sol caaya. waaw dox ci digg mbedd mi. maanaam toppoo leen see bi. waaw topp ñu see bi daal waaw circuit yi. see bi da lay yóbbu ci dee. waaw see bi xam nga ndeysaan waa kay te see bi fa ngay mujjee ak moom mooy ca dee ba. te maam balaa na ngaa yegg nag ci dee bi daa am loo war a def ci see bi. macha allah te see bi nag lenn dong nga ci war a def lenn la xam nga mooy lan. mooy nga jël see bi yokkaat ci beneen see mu nekk x. x boobu noonu doon xam-xam. waaw. maanaam lii soxna si bind ci texam bi. moo ngi koy wax ci jigéen. jigéen dafa bari yu ko yi nga xam ne da koy lor mooy jolosu yii nii. jolosu mooy téléphone. jolosu yii. waaw téléphone yi. waaw dafa doon li nga xam ne prison la. prison bi nga xam ne ñun ñëpp tey la xaajale. ku ci nekk mu dugal sa cellule. mais dama doon waxtaan ak sama benn xarit ma naan ko tey xanaa seetlu woo maa ngi yow mënatuñoo toog ba waxtaan normal comme ni ñu daan waxtaanee. mu ne pourtant wax nga dëgg de ma ne ko pourtant en 2015 2016 balaa ñoo doon tàggatoo mu ne ma ne ko pourtant maa yow dañ doon toog di waxtaan ay heures yoo xam ne duñ doyal. mu ne pourtant bàyyi sam dëgg la ma ne ko téléphone yee tax. ndax dafa am ay fil invisible yoo xam ne dafay nekk. ça c'est vrai on ay ondes. satellites yi di ko capter. ça c'est vrai nga nekk sa prison ma nekk sama cellule kii nekk cellule am kii nekk cellule am. léegi au lieu que léegi ñu mën a waxtaan
waxtaan dana naan léegi bu ñu waxtaanee du booy même bu ma la bëggoon wax benn message dama la naan booy par message dama jël sama jollosu rek jël sa limat gi dugg ci daal di tàmbalee bind bataaxal la ko yónnee yooyu nag sa limat nga jot ko sa jollosu daal di ma ne ok d'accord bien reçu te moo na ñoo ngi toog di bokk benn jotaay wallaahi mun maanaam fii est-ce que ñu ko nekk ñu genre rey nañu machine waxtaan dëgg waaw rey nañu waxtaan li nga xam ne ni mooy liy doon dundal ruux ci jëm boppam ndax jëmm yi tey dañoo man maa ngi koy wax ci benn texte naan jamono réer am jëmm yee réer waral ñuy namm di wut ker te fàtte maanaam di soxla noflaay dëgg la fàtte ma di sàkku maanaam yërëm te fàtte ni noonu danoo war a sàkku ngërmande wallaahi xam nga tey li soxna si wax lu autour de ça rek lay tënku dëgg la mooy que ni ñoom jigéen ñi tey dañoo nekk tey ci benn mood boo xam ne bu ñu sàppewut jongo mawuñu amuñu nee na nu ñu mel ci réseau yi dañ leen naan ñii bokkuñ ci see bi dëgg la barki Cheikh Ahmadou Nal Khadim mi ñu yaakaar lii bokk ci see bi xam nga mooy lan mooy lii wallaahi sellal sa bopp ba góor gu la mënti gis jox la sab cër dëgg la sellal sa bopp ba fi foo mënti toogee donte bu nekkee soxna nga maam ñu mën a xam ne ni kii daal am na maam lu nekk ci moom wallaahi ndax gis nga bu njëkk ba ñun suñuy yaay danoo setoon waaye jamono jii nii ñun suñuy morom danoo tilim man mii di wax ndey damaa tilim damaa dand ndeysaan waaye nag teewul ma jéem a jonjante ak ñoom ba mën a raxas sama bopp wala ma raxas leen macha allah ndax tey ji jamono juñ toll nii amuñu sekkutunu dara lu dul maanaam booy fis nopp naa la maa la raw tontu ma ci a dañ ko doon waxtaanee maanaam gis nga loolu dañ ko doon foowee naan ndeysaan gis la ci a bëgg la ci b tontu ma ci c balaa maa dee wallaahi xoolal loolu noonu léegi yow nga nekk lee ci C bi léegi yow ba léegi te moo na fàtte nga A fàtte nga B maanaam gis la gis ci A bëgg ci B maanaam yow koo war a gis ak koo war a bëgg ak koy gis nga yooyu dañ koo ñàkk ça c'est vrai ndax li may faral di wax dañ noon nax suñuy maam nax suñuy baay nax suñuy yaay bëgg noonu nax ñun bu nangoon na ñu nax ñun tam dañuy nax ba noppi ñu naxaale suñuy doom àdduna ñu jaar fa nax ko nag mu doon yi naxee mbaay kese non soomatu ñun dañu gën a naxa parce que tey yaa ngi wax sànq yi ñuy utiliser suñu jollos yi ngay wax nii waaw léegi boo xool même tey yow léegi amatoo jotu ki nga toogal waaw yaa ngi am jot ci sa téléphone te même ki nga jox ko bu defee audio bu gudd sax yow nga mer ne ko dee ko gàttal léegi nit ñi ñoo commencé paresse ak yëgatuñu nit xam nga mooy li may wax rek Dof Diop dama ni Sénégal dafa am ñeent pays yi nga xam ne yi dañ ko tàmbali maam dañ koo nangoo dugal ci ñun waaw te suñuy maam nag la tàmbali muy paresse intellectuelle paresse spirituelle paresse de la sagesse et paresse du moral maanaam amatuñu yar waaw maanaam yar xam nga man li may wax yëpp nag waxuma ko jaam ñi de sam bopp laa koy wax macha allah ndax balaa nga wax keneen nga wax ko sa bopp ba noppi man dama koy wax sama bopp dama naan man yaruma waaw ba noppi benn aw ma xam-xam ñaar muy sagesse bi mooy moral ak sagesse ñetti spirituel maanaam bëgg xam-xamu yàlla maanaam la connaissance divine bi nga xam ne moom la ñu tubaab bi di jéem a tiitalee ni tubaab bi rawewuñu 15 waaye leen dong la ñu rawee mooy il a la connaissance divine il a accepté quand même de découvrir ses propres potentiels gis nga ñun doomu aadama danoo fàtte suñu bopp waaye yàlla dafa ni wa maa xalaqtu insi wal jinni illaa liya'buduni sàkkum lu dul nit ak jinne lu dul ñu jaamu waaye nag dafa ni wala xaj karim naa bani aadama lépp lu ma sàkk doomu aadama laa ci gën a bëgg ndax damaa jël lépp li nga xam ne moo nekk ci kaw suuf delloowaat ko ci doomu aadama waaye doomu aadama xamul boppam dafa bew dafa rëy maam li texte bi foofu nag laay waxee mooy ma jokkale ñetti buum yii nii parce que ak sama bos muy ñeent maanaam ñun feek génn ñu ci ñeent yii nii muy paresse intellectuelle paresse spirituelle paresse de sagesse paresse de morale feek génn ñu ci wallahi wa rabbul kaaba duñ mës a doxal ndax bu boobaa dañuy yàq dañuy détruire le système social bi nga xam ne moom la fi suñuy maam bàyyi woon moom la fi Cheikh Ahmadou Bamba bàyyi woon moom la fi Cheikh El Hadj Malick Sy bàyyi woon moom la fi Baye Niass wane woon ndax Baye Niass gis nga moom mujj a woote te xoolal dafa leeral lépp soog a dem waaye nag ñun maa xallaa dañoo muusut dañuy topp nasaraan gi ba mujj gi yem ci see bi te balaa see bi am na lu ko jiitu mooy A bi ak B kon nan nangoo gis nangoo bëgg nangoo yegg ci see bi bu boobaa nag dee nag bu boobaa ñu mën a noppalee macha allah monsieur Sabi di ko bëggee et Prime Sévère yow kon anti fashion nga allez juste authentique quoi. man wagees bi instant bi siiw la ñëpp a ngi message la wala. wagees gars yi la message. kon de xam naa ne tur boobu moom daal di koy. wagees tey du ma ñibbi Mbour. kon boo de waa Mbour ngeen xaar ci croisement Saly bi wagees bu ñibbi si. ma ne kon yow anti fashion nga. quand même. waaw. waaw on peut dire. anti fashion boo ko nekkee kon doo bokk ci see bi tamit si Prime Sévère baa li ngay def xanaa bëggoo xam tout ce qui se passe ne ko jàppason Salim bul ñu yàqal waay. mais lan moo la inspiré ba nga bind texte bi. en fait
Sénégal surtout suñu entourage dañu am tendance oui boo nekkee ci dara dañuy jéem a fexe génn la ci ñoom bëgg la imposer lu ñu bëgg seen bopp ñoom carrément dañuy bëgg ñoom imposer la seen yoon fàtte carrément yow li nga bëgg dañuy fàtte sa bëgg ngir ñoom seen bëgg-bëgg loolu nag laa jéem a essayer résumer un peu d'un côté quoi c'est ça macha allah. ñu kon bañ a loolu déglu waxu nit yi bu ñu amee suñu yoon tracé ko ba ciblé suñu objectif waaw bu ñu déglu kenn bu ñu bàyyi xel dara bu yoon bi amoon ay dégg sax buñ ko faale Dégg nañu doxal rek ñoom nga xuus macha daal. allah. Wagues jaajëf Wagues jaajëf Wagues loolu kon am na solo ay koy tudd de macha allah. moom biir Walf ndeysaan la toog far am fa tur wuñu naan Wagues Wagues ndeysaan jërëjëf Wagues. léegi après dañ koy wutal signification rek donte signification bi leer na sax non, dañuy jël waa beeg G beeg S bi rek xool après dañ koy kiiwee. incha allah kon waa Mbour ngeen ñëw supporter si Wagues. samedi à partir de 16h. incha allah non bàyyi ma def ko wagoo de la gratitude et de la sainteté macha allah mooy Wagues bi kon rafet na. waaw parce que wagoo yoon la bu ñuy jaar macha pour allah mën a sant waa pour mën a sell kon D'accord. toppal sa yoon d'accord mi ngi noonu kon gannaaw bi ñu jógee Mbour kon baa ñu taxaw foofu si célébrer jël fa benn auto Saint-Louis comme ça ñu dem si Saint-Louis bi saa yi teg ñu fa si pont bi wax ñu waar seen plume El Samba waaw on t'écoute. waaw kon bismillah xam naa dañuy topp rek mouvement bi gars yi jël ndax Dëgg léegi la. Alsamel da doon wax ci mag ñi waaw waaw tey maanaam lu tax ñu ñàkk suñu yoon ñàkk topp yoon bi mag ñi tracé woon la Dëgg la. donte am na ñu koy topp mais ñàkk xam mbir yi fa mu nekk moo ko waral macha allah kon dañuy ñëw rek rendre hommage mag ñi macha allah. waaw maa ngi dox ni xar bu amul buum ngir tënk li gàtt ci man wër-wëraat ndeke benn tabax moo dajale ndox suuf ciment fu bët bi tege ñu jàdd ngir bañ a wàcc yoon bi ni coow dalay sàkku tax di jeexi xarit ak noona nekk di coow du tax ñu dellu ginnaaw xasa tax bant doon kuur boo bëggee féex ni maam Ibrahima nangul tàbbi ci boobule fuur ana ñu doon weddi Maodo démb seeni sët way nanu mbay ñaataa fi nekk di yooxu barxaama démb ñaataa weddi woon bàyyi ñaataa texe ci jawartu ñaataa doon tere sëñ Bamba bind ña xañoon dëkk Limaamu Laay ba ñu jaaxlee géej gee leen gindi lu nabil Moustapha muccul ku solo leeram pare ko dund foog géej gi labal gaay nuux du leen tax a mucc yéeg ci kaw tund ku xas ba weddi reeru yàlla booy julli sax yaa ngi ci font ma ni képp ko lamboo leeru yàlla lu gaay wax wal nga la waay bul tontu Cheikh Kabir ne lu ko waay wax baal na la talul topp kenn ëllëg ndeke ñàkk baale dina yóbbi nit dugg aljana di dàqantee kii lëg kon nag ku la xañ malal ku la xas baaral ku la dog nga cokku ku la xas taggal ku la xañ teralal sa mbaax yaay ki ci yokku waddal makaarimal axlaaq jëre ci dara jaatan aliyan ñun ngërmande yàlla la ñuy sàkku xeb nañu sax li yéen dëkkoog Moustapha ba faw fiir daw si bët bi bañati teggeeku ci borom bi di julee ko sëlmal ci Moustapha ak Ahmada mi ko mat sëkk doom sallallahu alayhi wa sallam waaw bu ko defee kon mu nekk rek hommage bu ñuy jàlle sunu mag ñi macha allah di ko gàmmuwaale rek comme que ñoo ngi ci jamonoy gàmmu ñu dugg ci mouvement boobu macha allah. et prime sévère naam kii bind naa bu baax bu baax. xalima bi fa mu tegu moo tegu ci temps te sànq yaa ngi doon indil anti fashion bii paa nga teg ko ci fashion ci xalima bi c'est bien kon baax na foofu la Samir yaaram bi naan maanaam kii li ngeen togg dafa ñëw aromatiser ko ngàkk saa moom daa mottali daa tëj daal dafa tëj mais bind bi am na solo waaw torop xalima la oui xam nga ndeysaan ku fees dell waaw buy bind day roogalaat dégg la waaw xalima bu fees bu daaga feesee waaw day roogalaat moo tax war nañ am cër si suñu mag ñi waaw man loolu dama koy xeex nag saa su ne Dëgg xam la. nga tey dañoo nekk ci benn mbir moo xam ne waaw ñun ñu ci bari dañoo réer dégg la gis nga ndaw yi tey jii waaw bu nu nangu maanaam istilu jàmbur waaw di ñu influencer dëgg la bilaahi yaa vraiment vraiment xam nga lii nga wax rek maxaarima lamboo maxaarimal axlaa mooy jikko ju rafet waaw maxaarimal axlaa mooy jikko ju rafet waaw te jikko ju rafet nag maanaam xam nga ci la mu tàmbalee Waaw. mooy ci diggante bi nga xam ne moom la yàlla di la nattoo dégg la xam nga li waxoon nañ ko ci njëlbeen mooy la ñu waxoon ci njëlbeen rek moom la ñu tënkaani moom nee nañ i àdduna ñaar yëf yi ne le but de la vie c'est de choisir entre le bien et le mal vraiment tey jii boo tànnee tey lu bon waaw nga yaakaar ne ni maanaam ni sa morom la ko tànnaloo wala soit da nga koo tànn te yàlla dana la ci jéggal attention yàlla ñaar la dafa sàkk de Waaw. waaye la mu sàkk ñaar képp la waaye ñaar yooyu noonu dafa am lenn loo xam ne daf la koo baaxee dégg la muy lan mooy iblis gi muy woote bi nga xam ne moo am kooku lan ne moom mooy Azazil moomu noonu da ko moo ñaale ak yow dégg la yow seetaane mooy ñun ñii ci ñun suñ jëmm yi mooy seetaane waaye yàlla nag mooy maanaam ndeysaan maa ngi tubaab mooy suñu ruus waaw mu leer nañ daal macha allah maanaam kon
ñun donte maanaam la présence de Dieu est en nous mais aussi la présence de Satan est en nous mooy li may faral di wax naan suñuy tànneef nay doon lu baax wala lu bon bu doonee lu baax nan xam kan koy jox muy ruux ga moo ko soxla bu nekkee nag lu bon nan xool ku ko soxla ndax jëmm moo ngi xëccoo dërëm waaye ruux la muy sàkku ngërëm la moo tax ma ni xarit ak noon a ngi coow mooy jëmm ak ruux ndax tey jii ñun dañoo fàtte suñu ruux yi topp suñu jëmm yi topp alalu àdduna le matériel tout ce qui est matérialiste ñun dañ koo fonk waaw te moom dafa ñëw ndeysaan féetale jëmmi texte bi ci benn barab bi nga xam ne ni mooy li fi maam yi bàyyi woon gis nga Sénégal xoolal àdduna ba mu rëy mooy li may faral di wax samay collègues rek naan leen le Sénégal est le nez de l'humanité le nez de l'humanité maanaam bakkanu dund gi fii la Sénégal gii la ndax lépp luy njëriñ fii la mujj a wàcc yonente bi ba muy tajji liyaat di doon maanaam ba yàlla naan yonente bi bul jooy ndax sama diine gi maa ko moomal sama bopp te danaa wàcc ñëw lijjanti ko sama bopp alamun xarwaa fa nga xam ne fa la yàlla di séddale mbirum ruuy al ahmad lan ko fay woowe macha allah te maanaam ñun ba léegi ñun mënunoo dox maanaam ci dimension yi nga xam ne moom la ñu Cheikh Ibrahima Niass bàyyee moom la ñu Seydi El Hadj Malick Sy bàyyee moom la ñu Cheikh Ibrahima Fall bàyyee moom la ñu Sëriñ Tuubaa bàyyee moom la ñu Cheikh Omar Foutiyou Tall bàyyee ak ñeneen ak bu kuntaak xoolal Sénégal ni mu riche ci wàllum diine ci wàllum muy chrétien bi muy musulman bi parce que man mii di wax ndew maa ngi dëkk ak ay chrétien waaye wallahi al azim fañ ne ci seen foi man mën naa ne yeggaguma fa macha allah te moo na ñoom saa su ne ñu toog di leen ŋaññ waaye déedéet lan moo tax ñu leen di ŋaññ ndax ñàkk a xam suñu bopp ñàkk a xam li ñu bëgg yàlla kenn la kenn kese muy bu jullit bi muy bu chrétien muy kooku kenn la benn jëmm la na mu mënee jël boppam tajaliyaat ko ba mu doon Layla mujj doon fi Samil doon fi soxna si doon si kii doon si kee noonu la doonee kenn notre unicité est l'unicité de Dieu ñun nag loolu nag buñ ko xamul nag fan la ñuy dem ba maanaam ba mën a jëfandikoo lu nu moom wala lu nu yor dañuy dund ba dee duñu xam ki ñu doon moo tax ma ne Sénégal chaque jour 100% des religieux ñoo fi nekk 100% des religieux ñoo fi ne waaw macha allah te xoolal ba léegi nag ñun xamuñu exactement le but de la religion c'est quoi le but de la religion c'est juste la connexion que tu dois avoir avec ton créateur macha allah celui qui t'a créé yàlla moo ñu bind de léegi yow nga war a am connexion ak yàlla far yow maanaam mujj gi ndeysaan sax amatoo connexion ak yàlla waaye connexion ak jëmmi àdduna yow nga yàlla si yàlla musal boobu maara day taal la c'est bien et léegi bàyyi ñu xoolaat filimu Colobane ak Bignona sorante na trop sax waa ah bon mënuma ko dox non oto rek laa mën a dugg dox tokki lañ koy woowee dox tokki dox tokki kon bàyyi ñu dugg kon filimu Colobane macha allah. Maman, mon étoile, ma vie, celle qui me rend ravie, tu es ma force, mon courage, celle qui pour tout m'encourage, celle qui m'affectionne, me voilà. Je voulais te dire merci d'être toujours là. À chaque instant, à chaque moment, tu es le modèle dont je pouvais rêver étant enfant. Merci de m'avoir élevé en temps plein. Merci pour tout, de par ta présence partout où je me plains. Pour tes caprices qui te submergeaient du jour au lendemain. Merci d'avoir tout fait pour me garder sur le droit chemin. Merci d'avoir choisi le mieux pour moi. Et même si je ne te le dis pas souvent, je serais perdue sans toi. Merci d'avoir été avec moi depuis mes premiers jours et de m'avoir comblé d'un infini amour. Tu es la maman la plus adorable, celle que j'aime, ma confidente, ma moitié, ma vie, mon emblème. Je ne pourrai jamais te remercier assez pour tous les moments inoubliables dans le passé. Tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je t'aime de jour comme de nuit. Je te dirai encore et encore, ta fille t'aime très fort. Sur ce, je m'incline et dis assalamu alaikum. Alaikum salam. Et Prime Sévère. naam. En général dama naan gis doom bu góor moo daan wayal yaayam. doom bi jigéen di wayal papaam. tey Prime Sévère kii ñëw wayal yaayam. mbaa du léegi jigéen ñi léegi da ngeen commencé am état d'âme. am na ay exception de. ah bon. waaw. man boo xool wayu Sénégal yëpp Samuel gis nga suñu waykat jigéen ñi maire yi. xale yi jigéen dañu gis ñu way seen yaay. seen papa la wala seen borom kër. xam nga nag souvent en psychologie sax dañ la koy jàngal dañ la naan la fille moom day rivalité ak yaayam. ak yaayam.
waaw la fille. waaw day rivalité ak yaayam. waaw et le garçon day rivalité ak papaam ça c'est vrai. moo tax yenn saa yi góor gi di bëgg yaay ji di jigéen ji di bëgg baay. papa mi ngi noonu. waaw loolu c'est les théories quand même de la sexualité. macha allah Freud et complexe de castration. waaw Sigmund Freud et l'intelligence de l'enfance Jean Piaget. ça c'est vrai. daanaka daf ñu koy jàngal lu bëree bëri mais nag c'est quelque chose de normal. oui mais am na ay exceptions. macha allah loolu kon am na solo. kon plus sévère ban commentaire nga am si lim bindal yaayam ni. franchement neex na et ça touche le cœur en fait te yaay moom kenn amul fayam. ah bon. d'accord. kenn amul fayam. ah man de te yaakaar macha allah lii moom bu ko déggee moom. xolam dina sedd j'espère que mu ngi lay suivre rek. waaw non lii bu ko déggee xolam dina sedd ndax delloo nga ko njukkal même si bu nekkee mënuñu ko fay bor bi ñu ko yor sax. Ça, c'est bor vrai. bi ñu ko yoreel. macha mais allah parfois di féexal di seddal xolam te franchement xolam war na sedd ci yow. macha allah. macha allah kon loolu baax na kii nee na yaay kenn amul fayam. waaw. kii toog si studio bi. ndeysaan. El Samba kon kenn amul fayu yaay. waaw yaay de kenn amul fayam. mi ngi noonu. xam naa man avant tout moom damay sàcc texam rek damay wax yaayam na pare parce que dama koy sàcc jox ko sama yaay ba ndar quoi nuyuwaale ko mi ngi noonu. macha allah loolu kon am na solo. waaye yaay moom kenn amul fayam. mais tey El Samba bu ñu defee philosophie. xam man tey su ma amul sama fayu yaay. sama yaay aussi moom amul fayu yaayam. waaw kon dañuy yéeg kon ba suñu borom kon ñun amuñu fayu suñu borom ah déedéet fu ñuy parce jaar que ba dañuy fay ko topp di yéeg rek. ni que lenn kese lañ ko mën fayee mooy ñu reconnaître li mu def ci ñun. dëgg la te balaa ñuy reconnaître li mu def ci ñun foog ñu xam lan la. surtout ça. waaw ndax boo nee damay sant diw maa ngi sant ci Dof Diop ci Oui. créé bi mu créé émission bi dama xam ne dafa créé émission. dëgg la kon maa ngi sant yàlla ci lan laa koy sant ak ci lan la def. ça c'est moo tax vrai. yàlla ni kon nit na xam d'abord balaa muy def lenn. macha allah ndax jaamu yëpp sant yàlla la waaye Dëgg la. jaamu bu nekk Waaw. xam moo koy jiitu kon mi ngi noonu xam yaayam xam li ko yaayam defal moo tax mu mën sant yaayam Mën ko kon sant. tamit bu na sa xamee keneen rek mën def noonu mi ngi noonu loolu am na solo. Leila la moo tax nga bindal lii sa yaay parce que ma am impression na leer nga ko bind. waaw lu tax nga bàyyi xel sa yaay bu bindal ko lii. parce que def na lu bëri si man ok yar na ma waaw yéex ma bëggut ma jooy benn yoon daal. macha allah. ah Bay loolu tooy. kon ba ëllëg bis bu ñëwee di la ñaan si est-ce que sa yaay du bañ. Leila bul fi non Leila wuy ma non Leila bul fi tuur xéwal waay Leila. émission bi tey bëri non na non kii de- non en bëri général na jigéen bu daan plein way d'émotions. papaam non defe naa jigéen une bu daan émission pleine d'émotions. non en général jigéen bu daan way papaam la lii di dana mais jigéen ñi war ñoon am jigéen sa waru am amour yaatu ci yaayam ah. ankay li ko jar dong ko jar di. ah bon waaw. non non Samir yow chaque jour da nga may yàqal quoi. déedéet lu ko jar dong ko jar xam nga tey ndeysaan. Waaw. yaay. waaw yaay balaa moo doon yaay jigéen la woon. dëgg la balaa moo doon jigéen googu daa am fu mu jaar. macha allah xam nga ñun tey duñ yëg mbaax. dëgg la ñun duñ yëg méttit. Waaw. ñun duñ méttitu biir sonolu. dëgg la waaye ñoom dañuy toll yenn saa ci dund ak dee di sukuraat. dëgg la ci bun ñuy andi. wallaahi kon loolu ki nga xam ne daanaka dundam la jël tayle ko ndax sa bos. dëgg la waaw kon Macha kooku Allah. amoo fayam de. déedéet macha allah waaw kooku laboratoire la waaye laboratoire googu noonu. oui ba am produit bi nga doon. waaw moom moo la ko def. Macha tey Allah. bu ñu fi toogee tey di sant di xaaw ak kii. Waaw. Baye ëmb nañu 30 ans wusinut. barke Serigne Touba. waaw waaw papa ëmb nañu 25 ans wusinut. Wusinut. ëmb nañu 17 ans wusinut bu nekkutoon yaay du nu judd. mais nag mission papa métti na aussi. waaw waaye déggoo ma mission wu papa ñaar yi dong la. waaw yar yor. ak yor waaw ak a métti. ak a metti. waaw moo tax nag la yaay doon enduré pendant 9 mois yooyu noonu moom mu enduré la ko sa giirub dund. Giirub yow góor dund. yàlla. waaw mais léegi yow góor yàlla. yàlla waaw. dalaa sas. Waaw. nga mën a yor. Waaw. ba noppi yar. Macha maanaam lay yar mooy yow da ngay mujj a yar sa bopp ba noppi. yor nag maanaam mooy da ngay jox xidma ji. Waaw. moo tax yàlla gis naa suñu borom dafa kéemaane. Macha Allah, léppam da koo delloowaat ci mbir mi rek mooy lan muy liggéey ak jaamu. kese waaw kese. ndax booy yar da ngay jaamu waaye Wallaahi. booy joxe da ngay faaw nga liggéey. wallaahi kon gis nga ko wallaahi ñaari dong nga fi nekk. c'est jaamu ak nécessaire. liggéey. macha allah lépp da nga koy kon jël yàlla seen na ko rakk yàlla ci defal. jaamu gi. léegi nag pour ma nax Leila dama koy laaj benn question ou bien ma conseil Leila comme que am nga sa yaay amour bu yaatu bii est-ce que su ma la dénkee dara di nga ko nangu léegi képp ku la ñëw ñaan si rek bañal ngay leen yow sa yaay rek quoi dégg nga. d'accord non loolu mooy fierté yaayam yaa ma maye ko jigéen bu nekk lii sa fierté mooy nga am sa doom ba bis nga maye ko. non non Leila bañal dégg nga. d'accord bul bañ de. nee na d'accord de Samuel nee na d'accord. bu mu bañ de xam nga lu sax ma ne bu mu bañ. waaw ndax kat jigéen lu mu rëy. waaw benn projet la am. dégg nga. mooy borom kër. wallaahi wallaahi. jigéen waaw. amal alal. oui am xaalis
am maanaam lu dul jeex ci kaw suuf. waaw yow jigéen laa wax de. yow soxna si benn projet dong nga am muy jigéen muy góor. macha allah xam nga ndeysaan gars yi dañ koy faral di wax sunu génération bi moo tax ñu ne àdduna yàqu na. ay dégg naa non góor du projet pourtant jigéen góor dong ngay sa projet. moo tax nga war a mën a setal sa bopp ba ëllëg góor gu baax mën laa ñëw jël si. def la maanaam yow tam nga doonum soxnaam. mais takk jëkkër amul daganul. takk jëkkër. jëkkër ankay dagan na kay Xadija moo takk yonent bi. vraiment Leila solution baa ngi noonu. akay da ngay takk andi. déedéet non féminisme loolu moom féminisme la. loolu moom c'est du féminisme quoi ndax boobaa yow yaay takk tubéy bi. te loolu musiba la boo takkee tubéy bi rek doo musiba di doo du baax. non xalaatu sévère bi baax na de. non mais mën na non mais moom maanaam ci nangu bi muy nangu sëy waaw ci lay mën faye yaayam parce que dañu ku nekk la say waajur defal say doom nga koy faye waaw wuta ko xam nga tey yaayam li ko maanaam yaayam li ko yaayam defal waaw loolu mënu ko fay waaye fay na ko ci Layla ba Layla tey di ko way di jooy macha allah kon moom it Layla na fexe sëy bu ëllëgee mu am doom boo xamit maanaam dina ko fay la ko yaayam fay ba moom it mu ñëw di ko wayaat macha allah li nga doon noonu la rek affaire yi di continuer jëm alaxira macha allah loolu am na solo xam naa day defaat tour table bu mujj bi bii paa nag ay xaaju texte rek laa jël xaaju texte Samil xaaju texte Sévère xaaju texte El Samba ak bu Layla Samil mën naa jël sa xaaju texte waaw mën na ne mais damay rejoindre sama jigéen ca fam ne woon ah bon waaw da ngay indi affaire de état d'âme yooyu waaw lu tax doo ko def boo ko def waaye bu leen ñëw ba ay jamonoy contemporain yooyu jamonoy France yu yàgg waaye ñun bàyyi ñuy dellu ci jamono yi kocc yu yàgg ya c'est bien ba tax na ma jaadi capp sab xale ma ci daawi caax sant ko moom mi ma ëmb juróom-ñeenti weer ma naan ko yaay booy baal ma àq ndax juróom-ñeenti weer ma nekk ko sa biir di la miirloo ko wacculoo di la feebarloo ko jànkonteel ay musiba benn bés ñëw may bëgg a gane si àdduna ngay bëgg a gane ci àllaaxira su ma màggee di la métital mbaa dina ma jik ma ne ko nee leen ma never du ma mës a jik ndax yaay garabu doom du moyu naa la woon la ginnaaw waaye dama dellu xam ne ni yaay sama wéeru waay ne woon naa la yaay booy baal ma àq ndax juróom-ñeenti weer ma nekk ko sa biir di la miirloo di la wàcculoo di la feebarloo di la jànkonteel ay musiba benn bés ñëw may bëgg a gane si àdduna ngay bëgg a gane ji àllaaxira su ma màggee di la métital mbaa dina ma jig du ma mës a jig kon yaay baal ma àq du moyu naa la woon la ginnaaw waaye dama dellu xam ne ni yaay mooy garabu doom yaa de suma yaay te bés bi tey yaa ko waral ndax suma feebaraan yaay faj te suma jooyaan yaay nax suma tilimaan yaay fóot maama du ma mës a fàtte wuyu neex yi ma daan fenqal teg ma ci sa digg ginnaaw guddi gi sori lool nga di ma nabbee nan ma bàyyi ma la min daara bindal na la téere baa nga Saalum te Saalum ñetti néeg la ñeenteel ba di waañ ba yaa yow de yaa de suma yaay booy sant la wana ma waaw ci gaalu dunya ana nu may def ba delloo la njukkal sama farafina muso Faatu bintu Rasul man la doomi suuf ja bawoo asamaan yaa ma defub kamal yaa ma defub rijaal yow de yaare sama yaay booy yaare sama yaay booy na farafina muso kana kumbo Faatu bintu Drame kanji soose kana kumbo bés ngi ci bés yi daal delloo njukkal yaay suma yaay jooy asalaamaaleykum waaleykum salaam sànq ke Layla dafa way yaayam ba jooy mais yow yaa nara way sa yaay ba jooloo nit ñi yow yaa nara jooloo nit ñi quoi monsieur Sawi et El Samba lii 10 na waaw lii kay waaw xam naa bu amoon lu ëpp 10 sax ñu ne ëpp na 10 kii bu dee waajuram maanaam da ko war a neexal mooma bi 10 na waaw macha allah moom 10 na en émotion 10 en amour moom daf may neexal rek ndeysaan mi ngi lay neexal rek waaw ba may gune ba léegi waaw ba ci jëmmi jamono ji ma toll waaw mook saa bàyyi dañ may neexal rek xam nga lu gën a metti mooy waaw nga am doom joo xam ne dalaa mag ndeysaan xam nga doom day mag baayam ndeysaan doom it day mag yaayam dëgg la waaye ñoom waaw dañ maa def li ma doon waaw
nangul ma itam li ma doon wallahi te ñoo ngi may neexal ba léegi macha allah yàlla na seen jàmm yàgg kon yow neex la nga yàlla nan fekkee sama njëriñ amin yaa rabbana ci doolay alxuraan amin yaa rabbana barke baatu laa ilaaha illallaah amin yaa rabbana jaajëf bu yàlla dogalee nga jël 500 yi ba mu memee 450 yi nga jox leen 50 yi kon ñoom de xam nañ bu baax nag li ma sañ macha allah a ci prime sévère sa last texte bàyyi ma may leen heure de gloire. heure de gloire boobu baax na boobu baax na xol bu fees ak naqar ndax jafe-jafe yu tar ay gët yu tar ndax jooyu xol ba tax sa xol mënul féex foo tollu yaa ngi laaj lii kañ lay jeex mais quelle que soit l'adversité t'en fais pas tu vas y arriver sois fort reste focalisé il n'y a pas de héros sans adversité vise ton objectif et sois obsédé peu importe ne te laisse pas détourner t'es pas tombé t'as juste trébuché regarde d'où tu viens et trace ton chemin ne leur donne pas la joie de rire vire au second plan planifie ton avenir tu es maître de ton destin parfois les rêves paraissent irréalisables mais fonce et prouve que tu en es capable même si tu ne vois pas la lumière ne perds jamais espoir espère et persévère poursuis ton chemin et le bonheur sera à toi demain mbokk dara xëyu sotti dëkkeel di muñ ak di sant borom bi yen wi dina diis yoon wi bari jam-jam waaye sa xol pas-pas ak ngëm-ngëm sache que les obstacles que tu rencontres sont adaptés à ton potentiel plus ton potentiel est grand plus les obstacles que tu vas rencontrer seront plus immenses et plus les chutes qui vont en découdre feront plus mal kon jàppal mu dëgg te xam ne yàlla jeexul et rien n'est éternel bu mu metti ba nga sàlli ndax tey mën na metti suba mu neex on ne perd jamais dans la vie soit on gagne soit on apprend donc aie la patience de Mandela la force de Sankara le courage de Lumumba le cerveau de Obama pour en faire un combat de John Cena Islam John Cena Islam wages waaw ñu tàcc wages booy ñëw samedi ngay daan benn la ko su bindu wages El Samba waaw pas de commentaire on va déclamer d'accord aywa kon boog ñu dem ci jigéen ñi mayaat texte bi jigéen ñi rek mais kuy yaay kuy jabar ak kuy sœur ak ñëpp rek ñu jox leen ko góor ñi daal du leen bàyyi xel fii mais c'est bien d'accord y a pas de souci waaw mi ngi noonu bàyyi ñu may leen ko tey rek let's go El Samba let's go bismillah bëgg naa la jarul muy jib su fa mënul xaar maa la raw duma la teg mukk toog di xaar sama mbëggee la gën a gaaw maa law bëgg naa la yow bi déew bi waral samay gët di xool lu sore yaay buraax bi ma yóbbu ci xef ak xippi ak lu bërëb sori sori taaru nga nip malaaka sa cofeel rek doy na ma aljanna daral nga ma ni Xadija ba ma la xamee nga ma xamal ni ay jeex na dama la bëgg mbëggeel gu taaru bàkkaar la ci man di la sàllalu bu ñoom ñëpp doon étoile yaay polaire bi ma jëlee ci Tamba mbaalu dama la bëgg ba dof ndax sa mbëggeel mooy ki ma def niit bilaay yaa taaru ni Jibril la doo lënd sama xel yaay ki ko niit lii taat ci yow xol bee ko taal xambe ko matu jukkoog ju rafet lii ngaan ci yow boole naa ko taal yaa ju sell laay sàkkul sama deret xel bee la xool gis nga mat tool xol bi doogaa nangu dof ci yow suuf su baax meññeef gu naat asamaanu wurus daal di mën a taw nitee mën dëppal njëkk sunu daje li ma jommal ci yow romb na sa jëmm jant nga neel nga doon ci man samay gétti xol yaa leen téere gëmm et je t'aime comme mon espion un tel qui t'aime parce que t'es trop violent et je t'aime d'un amour enivrant je t'aime d'un amour fou je t'aime d'un amour violent dinaa sax xale bu jigéen bi mu bàyyi la xaritam bu jigéen bi dinaa ko wax mu bàyyi ko moom quoi non yaay yi laa koy njëkk may naa ko sama yaay yi may non dama ko wax soxna yeeg ñoom ñëpp daal non dama ko wax moom mu bàyyi la Samil El Samba salaamam dafa am ndeysaan seetlu nga loolu waaw maanaam salaamam moom ndeysaan quoi waaw lu leer ndeysaan loolu am na solo voilà jeex nga sax ndeysaan bi léegi am na fuñ jëmaat de ah bon ñu delluwaat dox tokki waaw kon ñu doxati tokki kon comme ça ñu jéggeeti bac dox tokki léegi vous allez clôturer Ok. Venu venu d'un contrat lointain de Medina Baye. J'ai dompté la parole sans faille. Mes mots ne sont pas de la prêche, mais une perche pour pêcher les âmes fatidiques. Car ma voix n'est que véridique. Ils voudront acheter mon silence par une soi-disant dignité qu'ils n'ont même pas. Mais ma vie reste un éternel combat. Je suis la voile des cœurs qui se fanent.
Je suis la slameuse Tidiane. Salam alaikum. Aleykum salaam. c'est moom Tidiane bi moo ko ci gën a neex quoi. c'est bien c'est bien. Samuel nag boo xool ñun ñëpp ñu ngi war a dajee samedi. su muy gis ndeysaan compétiteurs yëpp di prester nii ak affaire bi ni muy naajse ma gisaa leen sur seen gars yi di prester. maa ngi sur le Coran damay bëgg ñëpp a gagné doo. waaw mooy ndeysaan. wallaahi lazim moo tax des fois damay dem ba si digg ba ne lii téema koo bàyyi. bu ñëpp bu mënul gagné damay am envie bàyyi ko quoi. lu leer yaram. parce que dama naan kon serait préférable ces années à venir. ñu koy def cérémonie. gars yi di yéeg di wane seen savoir faire. waaw nga xam ne damay éliminer cette mot compétition. mais wax dëgg fa lii dafa neexa ndeysaan daanaka Dof Diop. waaw. en slam y a pas de compétition. ah merci beaucoup donc. en slam. oui y a pas de compétition. merci beaucoup donc. spectacle la rek. dégg la xam nga tey du ma ni. waaw maa gën a aay El Samba. dégg la du ma ni maa gën a aay Raouf. waaw. du ma ni maa gën a aay Revo. oui du ma ni maa gën a aay Slam Tidiane. oui du ma ni maa gën a aay soxna et sévère. Plume Sévère. oui kon xam nga ni maanaam slam waaw. li ñuy faral di wax la ñun dañoo bokk ndey. bokk baay fa aras. waaw. ñëw ci kaw suuf bokk benn mission. waaw. muy mooy baleex naa gi ñu yàlla dee. si macha mooy allah jottali. waaw. lii nga xam ne nag moom la yàlla di ñu dee. waaw. ñu koy jël di ko rëdd ci sunuy béy këyit. mu doon ay béyit béyit yooyu nag la ñuy jël rek jàllale ko ndax mu doon maanaam li nga xam ne danañ ko taataan keroog bis bu ñu ñibbee. macha allah macha allah. nous on est man li may faral di wax tout slameur est un immortel. immortel ça c'est vrai. tey Alpha Roux oui bien vrai que son corps n'est plus. mais son âme vit en nous. ça c'est vrai. kon donc je pense bel et bien que c'est la plume qui nous relie. oui et la plume ne va jamais nous séparer. wallaahi wallaahi. on est une âme connectée pour la plume. oui donc il y a pas de compétition. macha allah. ma jël ko. Plume Sévère jël ko. oui Leila jël ko. oui El Samba jël ko. oui wallahi benn jëmm ko jël. macha allah. ndax bu ma ko jëlee itam. kii Leila woo ma ne ma Samir yow de gagné nga 500000 ma ne ko waaw léegi naka na sama wàll. nooy def da nga taxaw naan ko non dama ko jox maire bi quoi. ndeysaan déedéet doo ko sañ. ça c'est vrai. da nga ko naan kaa ñu bokk ko kon. macha allah. ndax maam bokk la ba noppi. dëgg la fa ñu bokkee nag du fii. dëgg te la ñu boole itam ci kaw scène bi du lii du compétition. dëgg la sekkuñu ko. wallaahi ndax en slam y a pas de compétition. kenn gënul ay kenn. dëgg la. na ku nekk rek def sa bopp ni donte bu nekkee maanaam sama waa jii nii. dem na maanaam ba jël mbir mi. oui moom moo ko yeyoo. dëgg la. li ay xiwal la rek neexal la. macha allah. c'est am un daam- banquet de savoir. voilà jërëjëf. Xam-xam maanaam bi dañ ci la naan gën a xam-xam bi. bi nga ñu may jërëjëf lii de addiya la. maanaam da ngay dem sax ci cant ndeysaan nga sikar ba kenn jóge koo fee ñëw jox la benn junni bokkal la. wallaahi. te moo na kooku defaloo ko dara waaye li nga doon wax. Dëgg ba la. tax maanaam mu jóge ko loolu la yëg da ngeen a bokk benn dund gi. xolam ma sedd. waaw xolam ma sedd ka nga seddal xolam nag mën naa am yëg am na sañ-sañu. Dëgg la. yëkkatewu si xolam moom tam jébbal la. macha allah. am kon compétition bi loolu dong la waaye compétition wu jëmmi compétition amu fi. dëgg la macha allah. na ku nekk dugaloo ci biir xelam. kaddu yi am na solo. waaw ak saa yeekoon. Plume Sévère kon donc rendez-vous samedi à partir de 16h. waaw j'espère que waa Mbour dinañ ñëw ah. dinañ ñëw wagee si sax dinaa leen andi. wagee si dee macha allah macha allah mais bu ñu fi ndee kankurang nag ñëw ne rek simple quoi pas de kankurang ni rien d'accord. non loolu moom na sa xel la ndax Plume Sévère sax ñemewul kankurang. waaw merci beaucoup parce que mu ngeen fa ñëw indi fa kankurang tiital fa ñoom El Samba ak ay Samil ak yooyu vraiment. doomu Kaasa la. Sabil boy borom Samir doomu kankurang. Casamance la. dafa mais damay dafa bëgg ragal lal. non damay ragal jaas yi génn nga tëb seen bi quoi. ah jaasi des pël da ko xaw a ragal nag. xam Waa nga kon ñun c'est- suñu mbokk pël yi wallaay dañoo xaw a ragal boobu. billaay. d'accord El Samba. waaw kon donc rendez-vous samedi à partir de 16h. waaw kay rendez-vous samedi à partir de 16h comme ni nga ko waxee rek. oui man ni ma ko waxee woon keroog la laa koy waxee ma ne gars yi man moom xam naa kiy gagné ba pare. ndeysaan waaw bàyyi suspense bi daw gars yi xam naa naan kii moom xanaa day ñoddi ay baati nag yooyu. ndeysaan man leen kiy gagné salaam kese la. kese. ñun ñëpp duñu ay nous ne sommes pas des slameurs. oui mais nous sommes un seul slameur. dëgg la dañu mel ni benn jëmm boo xam te ne ku nekk cër nga ci jëmm ji rek. wallaahi xam nga tey bopp su méttee. oui tànkay dox ba pharmacie. waaw loxo ni lambi ni dama soxla garab. waaw loxo dugal ci poosam jënd. bu nu paree gémmiñ naan ngir jëmm ji yëpp mën a wér. wallaahi. kon loolu la fi amaat ñun ñëpp benn jëmm la ñu. wallaahi. kon ku ko jël rek keneen ko jël ndax wallaahi. man ñoom te ñoom ñooy man. wallaahi kon mi ngi noonu. te Macha ñun ñëpp Allah. jël nañ ko ba noppi sax. macha allah loolu am na solo. kon jox rendez-vous gars yi rek ba boobu. Samedi xam ne 16h. ce sera du lourd. incha allah wallaahi wallaahi spectacle boo xamante nii ndeysaan
Prime dana fa damm dana doy waar nag. dana doy waar dana weesu tool ndax ñeent a fi teew waaye xam naa ne bu yëpp teewee. bomb lay doon non ñoom raw ñoom fi raw yooyu ñoom ñëwuñu ñoom Revo ndaanaani ndaanaan yoo xam ne ay ni ñoom dégg gule waaw. ay Prime de la jeunesse. ñooñu nga xam ne nii macha allah. ndeysaan Salaam Tidiane. mais man Et Mat Leila? Salam lay xaar borom taay ko ah Mat Salam ngay xaar waaw. taay Coca-Cola waaw dina xam naa moom fekk resté ñun waxee wuñ ko fi de moo ko fi wax. Mat Salam boo ko fi wax et rek Prime sévère daal dafay insister si taay Coca-Cola bi inbox na ma Mat Salam ak taay Coca-Cola waaw fu mu ma ne xamee ko kon c'est bien Leila kon donc rendez-vous samedi waaw Oui, samedi le 7 septembre ndeysaan au complexe Les Fous, c'est la Senghor de Pikine. na gaa yëpp ñëw ah waaw na ñëpp ñëw. Casa Sey Casa Sey Saalum Saalum yi la ñëpp foofu waaw ñëpp foofu incha allah. macha allah en tout cas yàlla na leen borom bi sàmm yéen ñëpp amiin yaa amiin gën a naatal seen xel may leen sainteté amiin gën leen a xiir su lu baax amiin. parce que xam nga Sénégal li muy yaatu li muy bëri nit bëri nit yéen vous êtes rare vous êtes la bouche de ceux qui ont point de bouche kon donc faut bien nous représenter incha allah. ngeen ñaan tamit sunu manager général bi monsieur Hamza Hamza ñu ngi koy nuyu aussi de waaw passage. ñu ngi nii toog ndeysaan. macha allah ñu ngi leen di màggal lu bëri waaw liggéey bi yëpp c'est lui waaw dëgg fa yàlla moom aussi ku si sonn la ak ça. kon donc samedi na gaa yëpp ñëw pour l'honneur de Sidi pour l'honneur de la belle plume pour wane ne Sénégal am na ñu am xam-xam ñu fi nekk ak ça kon. merci beaucoup sama gars yi kon daa samedi incha allah à partir de 16h jaajëfati waay dox jaajëf waay merci bien. bégee acca jaajëf. jaajëf di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon tey rendez-vous samedi gars à partir de 16h ñëpp ngeen ñëw si complexe culturel Léopold Sédar Senghor bu buntu Pikine ñu seetaandoo cérémonie d'écriture ba fa am si kanam toute émission keppaar gi lundi Black Label à partir de 16h yàlla na jàmm yàgg Sénégal yaaw Publicité sur